Càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah. fii la ci ITV ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. sunu càmbar ci diine tey ñu ngi koy jëme ci tomb bu am solo mu jëm ci divorce. ñu ngi ko tuddee notre modèle familial à l'épreuve du divorce. sunu kër yi nu mu tëddee ci wàllu aada ak ci wàllu diine dafa mel ne am na lu ko gësëm, ndax gis nañ ne démb dafa mel ne sëy yi ci la doon gën a yàgg, njaboot yi di gën a taaju fa ñu taaju, waaye dafa mel ne fi mu nekk nii sëy yu bëri du yàgg ba pare day bëri lu muy tas. ñu bëggoon ko nag waxtaanee càmbar ko bu baax a baax ci wàllu sociologie ak tam ci wàllu diine. kon ñu ngi sant sunu borom ba bii mooy sunu 8e numéro, juróom ñetteelu jotaay ci seen émission càmbar ci diine. balaa ñu ci dugg ma jox ñi ma séqal waxtaan bi, ginnaaw bi ma leen gërëmee sant leen, ñu nuyoo muy docteur Sely Ba nga xam ni sociologue la, di imam Biram Pouy, di oustaz imam Zakaria Cissé. docteur Sely, ma jox la kàddu gi nga nuyoo. waaw te jërëjëf imam. donc maa ngi nuyu imam Zakaria ak Pouy bokk ak plateau bi, di nuyu sénégalais yëpp ñu seetaan, di rafetlu jotaay bi. tabarakallah. imam Biram Pouy, bismillah. alhamdulilah imam, ñi ngi sant borom subhanahu wa taala, alhamdulilah rabbil alamin, wasalaatu wasalaam ala rasulillah muhammadul amin wa ala alihi wa ashabi ajmain. mbokk jullit yi, mbokk téléspectateur du ITV rawatina càmbar ci diine, ñu leen sant leen gërëm, amaat kontaan de matériel ñëwaat ak yéen ci seen beneen jotaay nar a waxtaane loo xamante ni dafa yitteel société bi, muy divorce nga xamante ni léegi phénomène la si pays yëpp ci àdduna bi fépp. tabarakallah. oustaz Zakaria. alhamdulilahi ala ni'matil islam, summa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbi. ñu ngi nuyu waa Sénégal, waa bitim réew, ñi nga xam ne ñooy topp ITV ci mboolem ay programme am, rawatina programme bi di càmbar ci diine, di jagleel nuyul imam Ahmad Mokhtar Kanté mi nga xam ne moo ñu invité, ak soxna si Ba, ak imam ingénieur Biram Pouy, ak ñi nga xam ne ñooy tax ñu gis ñu dégg ñu, di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq. tabarakallah. ma leen sant di leen gërëm, ñu yaatal waxtaan bi. gaaral bi. sëy yi gaaw a tas, tubaab naan ko mariage éclair, tàmbalee lëmb réew mi. mu mel ni daanaka modd bu bees, sëy léegi tas léegi. ana lan moo waral lu ni mel? maître Abdou Dialy Kane. dama jàpp ne dafa am ci Sénégal lu ñuy wax crise des valeurs, maanaam yi ñu gëmoon ca maam ya te mu nekk lu baax dañ ko gëmatul. ci wetu crise des valeurs boobu ñaar yi sax ñoo lëkkaloo daanaka. am na tam lu ma jàpp ne moo waral divorce yu bare yi, mooy y a une crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité à tous les niveaux nag, parce que bu jëkk comme ni nga ko xamee, waajur yi amoon nañu solo trop ci diggante ñaari ñiy sëy, maanaam déggaloon nañ leen, bu problème amee dinañu mën a wax ñu nangu seen kilifteef. waaye léegi sëy yi ku nekk ak sa gis-gis, xale yi déggalatuñu waajur yi. dama jàpp ne loolu aussi nekk na benn explication bu ñu mën a joxe. tàqalikoo bëri lu muy jur lu mel ni. dina yàq jàngu xale yi, dina tax duñu am stabilité psychologique, seen jàng yàqu, yar bi ñu waroon am duñ ko am, ba tax bu ñu nekkee mag duñu nekk ay mag yu nga xamante ni dañu tegu ci yoon. kon suñu ko bëggee moytu, maître nee na dellu si waat ci yaru maam. il faut ñu dellu fa ñu jóge woon, maanaam gëm la ñu gëmoon, bañ a topp tubaab yi, parce que léegi avec les réseaux sociaux, tout ça, on ne vit plus sénégalais, on vit à partir de
maanaam ni tubaab yi di dundee ñun la ñuy dundee te bokkuñu ay gëm-gëm bokkuñu dara dama yaakaar ni loolu moo gën a tax phénomène bi toll ni mu toll tey. lii mooy xalaatu kii xam-xamam màcc ci wàllu yoon léegi nag imaam ñu bàyyi la nga càmbar ko ci diine yaag say gan. tabarakallah kon dégg nañu maître Kane li mu jotoo wax ci phénomène bi mooy mbiru divorce bi gis nañ tamit joxe na xalaatam ci pour moom lu ko sabab ak tamit lu muy jur muy conséquences yi balaa ñuy gën a xóotal damay laaj ñi nga xam ne ñoom laa bokkal émission bi tàmbali ci docteur Céliba nan nga gisee maître Kane li mu wax ñu def benn jàngat bu gaaw après dinañ ko xóotal benn par benn. di rafetlu moom lu mu wax surtout ci conséquences yi parce que ci laa gën a d'accord ba buy wax problème de stabilité nit ki dafa am solo loolu conséquences yi dañ ci dellu bu may ñëw ci causes yi dafa bëri dafa complexe pour divorce bi dafa complexe lu may njëkk a jiital mooy bu njëkk suñu maam yi ñoom mun naa ne ñoom ñoo lay takkal soxna temps yooyu mariage arrangé dafa bëri woon ñoom ñoo lay yebal mun naa ne sëy bi ñoom ñoo koy takk actuellement nag yow yaay jël décision bi yow yaay dox lépp ba mu jeex ngeen bëggante takkante ci biir daje boobu am yéen ñaar ku góor kee ku jigéen ki yëpp dañuy am décision ñoom ñooy jël décision bi du kenn nekkul seen gannaaw ñoom ñoo jël décision bëggante takkante bu demee ba am problème aussi ñoom ñooy jëlaat décision bàyyi parce que mariage arrangé boobu décision bu nekk woon ci ñoom balaa ñuy bàyyante il faut ñu delluwaat ci famille bi donc defar bi te loolu du yomb décision personnelle boobu dafa benn élément la ci divorce bi beneen élément bi mooy aspect économique contexte économique bi ak aussi gis wane loo xam ne ci njëlbeen ma newu fi ngeen dem ba ci biir mu gis leneen loolu tamit je pense que dafa bëri ci biir sëy donc ñàkk waxante dëgg bi day nekk ci biir ku góor keeg ku jigéen ki ma jëlaat aussi bët bu ñuy xoolee jigéen parce que dañoo nekk ci société boo xam ne dafay dox jigéen yaa ngi jàng di am benn doxalin lu ñuy gisee àdduna boo naree ñëw nag jël suñu maam yi lu ñu doon dundee nga ne forcément day dem du mën a nekk loolu dinaa dellu siwaat ci man modèle de société la ñuy tabax parce que mënta nekk mënuñoo dellu ginnaaw donc yow jigéen boobu jàng am une certaine ouverture d'esprit nga bëgg koo tënk comme maam ñi lu ñu doon dundee loolu tamit du dox muy côté ku góor ki muy côté ku jigéen ki donc je pense que loolu benn aspect la mën naa cee gën a dellu siwaat. Très bien, d'accord dinañ ci dellu siwaat gën ko xóotal Imam Pouye comme ni ma ko waxee léegi une première appréciation ci Kane li mu wax après dinañ ko gën a xóotal. macha allah Imaam ñu ngi lay gërëm di sant suñu sœur bi n'est-ce pas ça fait longtemps alhamdulilah ba ñu bëggante wàcc si situation yi Imaam boo xoolee maître li mu wax moom dafa nekk koo xamante ni il est dans le terrain parce que day recevoir ay dossiers. parce que boo xoolee recherche yi gars yi mujjee def même ñenn ñu ba nee nañ daanaka benn maître bi nga moom il reçoit chaque semaine 5 dossiers à 6 dossiers de divorce par semaine. par semaine donc moom dafa wax li nga xamante ni peut-être li nga xamante ni moom la docteur di wax mais da la bëgg a wax ni société bi divorce bi réalité la maanaam nekkul loo xam ne dañ koy théoriser rek boo demee ci jàkka yi da nga koy gis coow li boo demee ci kër yi coow li boo demee itam fi nga xam ne dafa lay mujjee mooy tribunal coow li donc kon maanaam lii day wane que imam li nga tànn maanaam le fait que nga tànn thème bi muy divorce ak sunu famille yi maanaam c'est un besoin qui est là. maintenant bien sûr bu ñu dem ci biir émission bi di ko càmbar daanu génne nag soxna si am na yu mu tudd am nay causes am nay conséquences mais itam est-ce que am nay solution comme càmbar si dinañ wax yoon saa salaam naka la doon fase sëy islam naka lay fase sëy ndax situation divorce daan am ci islam parce que quand on parle de divorce situation la quand on parle de divorce parce que démb amoon na mariage donc toujours divorce c'est une situation boo xamante ni mooy am donc islam day ñëw wax ci mariage bi donc kon tey càmbar si dina mënuñoo wax divorce lu doon ne
laataa ñu fa divorce dana tudd baatu mariage incha allah xam naa loolu ci kanam daan ci ñëw imam. tabaarakallah imam Zakaria yow tam lan nga sa xalaat bu njëkk ci avocat bi kan li mu wax. ko xalaat bu njëkk bi gannaaw bi ñu gërëmee avocat bi gërëm soxna si Ba Biram Puy jàpp naa ni lu jiitu mooy ci wàllu labat parce que avant sëy labat day am labat mooy fiançailles waxtaan ñaare wolof day wax ni sëy lu ko tas nuyoo woon na ci ngoro ba mais dañ ko fayul donc ci waxtaan woowu nga xam ne moom la ñuy waxtaan léeg-léeg dina am yuy feeñ yoo xam ne ku góor ki mën na ci gëmm ku jigéen ki gëmm ci mais ay réalité yoo xam ne mën nañ cee gëmm parce que dañuy dund dañu war a ànd léeg-léeg ci biir sëy bi yooyu feeñaat manifesté wu benn yoon ñaari yoon mu indi ay jafe-jafe indi ay problème beneen bi mooy ci wàllu diine aussi mooy delluwaat ci l'islam nan la jàngalee sëy avocat bi wax na lu jëm ci wàllu mag ñi aada cosaan soxna si wax na njàngu xale yi ak tey fi ñu toll mais aussi ñu gëm seen diine lan la wax sëy nan la waxee sëy naka nañu war a sëyee bu dee ku góor ki bu dee ku jigéen ki naka nañu war a ànde lan mooy seen lan mooy seen wareef bu problème amee nu ñu koy régler yooyu aussi léeg-léeg ñu xaw ko fàtte léeg-léeg ñu xaw ko ginnaawal tax na aussi problème yu gën a bëri donc loolu laa xaw a jàngategum balaa ñuy dugg ci détails yi bu baax. tabaarakallah kon na bu ñu commencé gën a càmbar mbir mi muy divorce yi dama bëgg a laaj suñu invité du jour ñun souvent sax lu ñu koy tuddee l'expert du jour te fees na place am docteur la en sociologie moo tax docteur Siliba ma lay jox laaj yi nga yóbbaale ko d'abord nga tënkoon ñu lan mooy sociologie dafa mel ne Sénégal yëpp sociologue lañ am na ñoo xam ne tamit parce que sociologue lañ luñ leen woo ñu ñëw wax ci te fekk xëy na tamit xóotaluñ ci wàll boobu ba nit ñi jàpp ne lu ñu wax rek lu tegu ci xam-xam la parce que sociologue lañ moo tax ma laaj la léegi dëgg-dëgg sociologie mooy lan kooku benn nga yóbbaale ko ñaareel bi mooy tey jii sociologue yi nan la ñuy jàngatee divorce maanaam pour xam mbiru divorce ba xam li ko sabab xam conséquences yi ak yu ni mel yan jumtukaay la ñuy jëfandikoo pour mën ko jàngat. donc laaj bu njëkk bi sociologie jàngat askan du jàngat nit ki boo koy jàngat ñooñu la ñu tuddee psychologue sociologue mooy kuy jàngat phénomène social maanaam mariage divorce ay phénomène la donc mooy nit koo xam ne day jéem a jàngat pour xam pour comprendre te pour mu mën a comprendre. kon sama juumul day mel ne koo xam ne moom day jàngat diggante yi lay jàngat. diggante groupe nit ñi. d'accord groupe nit ñi lay jàngat du jàngat nit kese. parce que nit dafa nekk ci benn système social bu ñuy woowee société. donc ci société boobu lay jàngat. doxalin yi lu ñuy doxalee gëm-gëm yi. donc sociologue loolu la ak ay outils yu muy utiliser pour mën a gën a comprendre. te des fois aussi day jéem a dem ci yenn disciplines yi comme histoire. comme géographie comme psychologie pour gën a mën a comprendre nit ñi nu ñuy doxalee lu tax lii et cetera et cetera. loolu mooy sociologie donc am na ay jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy utiliser. pour mën a gën a comprendre phénomène yi. waaw tey jii par exemple sociologie buy bëgg a xam mbiru famille. famille déjà lenn la ba pare divorce leneen la. léegi yan jumtukaay ngeen am tey ji yow soo demoon bëgg a jàngat divorce ci biir Sénégal noo koy jaaree. déjà bu may dem pour jàngat divorce damay délimiter fan laa war a jàngee divorce bi ndax Sénégal bi yëpp laa war a xool parce que pour comprendre phénomène bi Sénégal wala Dakar kese laa yem wala Thiès tout dépend ci moyens yi nga jot a am. bu ñu jëlee ne Dakar la ñu war a jàngat pour comprendre divorce bi. du ñu mën a dañuy interroger ay nit dañuy waxtaan ak ay nit du ñu mën a waxtaan ak ñëpp dañuy am benn lu ñuy wax échantillon boo xam ne dina représentatif c'est-à-dire bu ñu calculer loolu ay calcul la statistique bu ñu ko calculer ñu ne tant de personnes yii de couple yii de bu mu leen jëlee dinañ mën a représenter Dakar donc bu ñu defee échantillon ba pare defar suñu outil
genre fiche la yoo xam ne ay questions mais questions yooyu balaa ñu koy bind am na ay liggéey yu ngay jiital ba pare balaa ngay yegg foofu. donc ci laaj yooyu nga leen di laaj te ci laaj yooyu aussi am na nu ñu koy bindee ba nit ki même bul wax loo xam ne wax ci dëgg. di nga am beneen laaj boo xam ne di nga ko posé neneen nga xam ne yow boo koy traité di nga xam ne kii moom dëgg la wax parce que wala waxul dëgg parce que am na ñu jàngalee loo xam ne mën nañu reformuler question yi différemment pour mën a xam nit ki ndax mu ngi ñuy wax dëgg wala du wax donc laaj yooyu la ñuy dajale def ko ay genre thématique traité ko jéem a nag commencé nag di analyser yooyu nag dañ koy booleeg ay téere yoo xam ne jotoon nañu ko bind ci question bi ñoom it ñu jéem ko confirmer parce que booy def jàngat da ngay jéem a infirmer wala nga confirmer maanaam nga dëggal téere yu fi jiitu woon ndax ñoom lu ñu gisee woon divorce ndax moo am ba léegi wala am na changement lan mooy indi changement bi et cetera donc confirmer wala infirmer yenn thèse yoo xam ne am nañu ko jot a def. tabarakallah ñun suñu émission ko fi ñëw da ngay joxe cours d'abord dooga dugg ci question yi. je crois que déjà am nañ ci benn cours sociologie boo ñu jox bu am solo. te aussi peut-être pour dellu si. pour nga mën a joxe analyse sociologique il faut nga daf jàngat. moo tax sociologie du tout mënul ta am na ñoo xam ne ay sociologue la du tout. parce que sociologue du tout lu ma leen tuddee mooy ñoo xam ne dañuy wax seen xalaat rek. biram mën na wax xalaatam. moo tax man boo ma woowee ci yenn question yi dama naan la man gëstuma ci lii de man ci lii laa gëstu parce que sociologue bu demee ba wax rek dafa am jàngat yu mu ci jot a def. waaw ñun moom lu ñuy wax terrain la. loo xas ba war a wax terrain la. donc waroo wax nii rek. te am na lu am solo loo wax ci ni ngeen di jëfandikoo xalaat bi ak ni ngeen di defee enquête bi laaj yeeg question yi ni ngeen koy bindee ak yëpp am na ci am solo tamit bi nga waxee ni da ngay délimiter maanaam fekkee da ngay jël benn gox. jël Dakar kon loolu est-ce que mën nañ ci déggee ni kon yow mën nga trouver ne lii tax divorce am Dakar wala bëri fi ak nam fii amee mën na wute ak boo demoon Fatick def jàngat bi. waaw parce que contexte yi bokkuñu. da ngay dugal réalité yi bokkuñu ethnie bi donc lu peut-être nu ñuy séyee ca tukulóor yi wala ca séeréer ca joolaa yi du bokk réalité yi bokkul. ci musulman yi ci chrétien yi. bokkul loolu tam xam naa ne ci ñëwaat ci kanam. voilà yemal ak ñi jàngul. waaw kon tam suñuy wax naan léegi divorce dafa bari ci réew mi kon peut-être il faut faire attention ñan ngay waxanteel ak yan gox ngay wax. ak yan gëm-gëm ngay wax peut-être yooyu yëpp dafa jar a leeral parce que am na données yi ANSD bind ne Dakar xam naa Dakar moo ëpp nit tamit Dakar dox daja la. taux bi fii la gën a bëree. que boo demee Saint-Louis wala yeneen dëkk. tabarakallah loolu tamit am na ay réalité aussi. alhamdulilah rabbil alamin Birane léegi docteur Céliba li mu wax nii. lu neex a dégg la lu xelu la ci wàllu xam-xam. léegi nag yéen ñi nga xam ni da ngeen gëstu l'islam li mu wax nii yéen fan la leen jëmee. fan ci l'islam ngeen mën a gisee loo xam ne day mën a ànd ak lii wala l'islam soxlawul lu mel nii. macha allah di gërëm docteur xam naa ni islam bi nga wax rek premièrement fasadu ahla zikri lañ njëkk dëppool parce que dafa ni kenn du ko woo du luñ ko woo rek lay accepté wala boo lay nangoo wax lu maîtriser la islam dañuy wax ni alxuraan fasadu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun maanaam na ngeen laaj ñi xam su ngeen xamulee ahla zikri rek mooy l'expert. ahla zikri maanaam boo ko firee Oustaz Zakaria dina gën a firiwaat mais ahla zikri mooy ku maîtriser dara ba mu leer sa bopp nga nekk ci ahla zikri nga xam li nga ciy wax da nga am maanaam dut baaraam donc moo tax ñuy jël échantillon boo xoolee sociologie ni muy avancé wu maanaam islam moom société lay yar wala lay jàng lay joyanti donc moo tax ñoom on a toujours besoin des sociologues parce que ñoom ñooy gën a xam phénomène de société yi am benn deuxièmement war na lu am solo parce que nit warul nangu lu ne nga am ci xam-xam parce que boo nee Dakar parce que lu ma wax ne ANSD même IRD def nañ benn étude bi nu sëppoo dana wax ni divorce yi Dakar la ëpp am na ñaari raison moo ëpp ay nit mooy capitale bi Sédhiou la gën a néewee bi ñu jógee ci Dakar Ndar moo ci Matam moo ci topp ak Ndar donc divorce yi Sénégal boo jógee Dakar Ndar Matam Ndar fi mu gën a néewee moom mooy Sédhiou bi ci topp moom mooy fi nga xamante ne mooy Kédougou pour confirmer li muy wax pourquoi Sédhiou gën a néewle parce que Sédhiou ñoom presque mariage bi nga xamante ni ba léegi cosaan maam moo fa am maanaam dañuy sóor société bi ki nga xamante ne moo nekk sa soxna daanaka sa doomu bàjjan la wala sa doomu tànt la bët bi nga koy xoolee yemul la parce que sa bàjjan ngay romb chaque jour ba léegi ñu ci ëtt bi presque ñoom tradition moo fa am asar donte ne jàng nañu donc kon naturellement da ngay comprendre ni kon société yi ni muy wuutee mais loolu li ñu ciy jàngat premièrement question bi ci côté islam mooy islam dañuy wax ni
lépp lu nit di dugg naka xam lan mooy nit lu mu dégg mooy lépp nag jiital li nga xamante mooy xam-xam faalam même booy jaamu yàlla faalam annahu laa ilaaha maanaam faalam da nga war a xam donc nit buy dugg ci da nga war a xam parce que boo xoolee divorce résultat la conséquence la lan nga ñàkk xam mooy naka dañuy sëyee ñàkk xam ak mbir mooy jur leneen moo tax ñu naan balaa ngaa xam ne xaw laa rey yenn saa yi nit naan la sëy bi de tas na ndax ki nekk sama soxna xaw ma woon nii la mel et pourtant islam ne woon nga sa njëlbeen tunxiikul mar'a li arba'in maanaam dañuy takk jigéen ci ñeent yi waxoon na ci alalam ci askanam waaye mun na far bi zaati diin taribat yadaaka ñu ngi lay tànnaloo borom diine bi kon nga doo sa loxo sa ëkk boo defee al-aks mooy le contraire bien sûr docteur moom société lay jàng société bi am na ay ethnies yu bëri parce que Sénégal presque am na plus de 22 ethnies mais ethnies yi nga xam ne ñoo nekk au sud au sud parce que ñoom ñoo ëpp li ñuy conserver seen mariage parce que ñoom ñoo ëpp conservateur donc kon li ñu ciy tëjee rek moom mooy bépp jullit. ñoo ëpp conservateur c'est-à-dire. maanaam conservateur mooy seen ay aada. dañ téye seen ay aada dañ ko téye ba tey d'accord moo tax kon société aada yooyu day dëgëral sëy. te loolu day confirmer sax li maître wax léegi parce que maître day recevoir ay dossiers yoo xamante ni presque phase terminale la nekk benn avocat nee na li ko gën a jaaxal sax mooy benn couple boo xamante ni bi mu leen enquêté ñoom def nañ 5 ans di sëy maanaam 5 ans ngoro yow bi imam di wax xitba fiançailles sëy bi 2 mois la 2 mois la durée bi ñu ñëwee maanaam ku góor ki teew ku jigéen teew docteur bi moom en tant que maître bi en tant que avocat mu ne danañ jox ay orientation pour ñoom ñu delluwaat nee na ñoom ñaari way denc ni ñu ko attaqué ni ñu ko songee dafa tiit dañ ni ko sa liggéey xam nga lan la mooy tas sëy bi te nee na ku góor ki jigéen ñoom lan nan d'accord nan tas sëy bi maanaam kenn ku nekk force bi nga am argument bi nga am bay lox pour ñu tas sëy nee na da nga tiital alors ils ont fait que 2 mois de mariage alors ils ont fait 5 ans de fiançailles loolu société sénégalaise mooy dundee loolu te alors islam la woon nanu nëbb li nga xamante ne mooy ngoro yooyu warul gudd waaye sëy nañ ko siiwal mën defee le contraire donc islam dafa gis ni dañu bàyyi jàngalem islam bokk na ci du moom côté de mais bokk na ci li jël li nga xamante ne mooy conséquence tabarakallah oustaz Zakaria docteur Seydiba gis nga li mu wax ne sociologie loolu moo ko tax jóg jéem a xam société bi diggante nit ñi te ku wax diggante nit ñi wax nga famille waaye famille tamit divorce mën na cee xew mu wax tamit ay jumtukaay ni ñu koy jàngatee man tam ma laaj la foofu est-ce que jàngat mbiru famille ak wut ay jumtukaay di ko jàngat est-ce que loolu jar na ko est-ce que am na foo ko mën a gis yow ci l'islam. jërëjëf Cheikh Ahmed Mokhtar Kanté ak soxna si Ba Biram moo xam nga l'islam diine la boo xam ne bàyyiwul dara te wàllu sëy aussi daf ko jox yitte torop boo jàng ci alquran da ngay gis suratul baqara daf ci indi lu bëri ci ay ayat surtout wàllu divorce ak yu mel noonu suratul nisa continue am saar boo xam ne sax daf ko tuddee suratul talaq mooy saaru fase nga xam ne 12 versets la suratul tahrim yooyu yëpp dafay jëm ci wàllu sëy ak li nga xamante ne moo nekk nii biram wax na léegi fase divorce conséquence la mais toujours l'islam fu muy commencer mooy sëy bi ñaar ñi koy séq ñu waxtaan loolu mooy alxitba loolu il faut mu ñëw toujours parce que loolu moo jiitu même fiq soo koy jàng baatu xitba mooy jiitu téere fiq yëpp balaa ñuy wax sëy naka nañ koy defee dem ci ay divorce moo mujjee li ñuy jiital toujours mooy fiançailles parce que foofu la ñuy xool ndax mbir mi war naa mën a réaliser wu war a mën a réaliser wu kii ma bëgg a associer sama dund est-ce que maag moom bokk nañu jubluwaay est-ce que maag moom bokk nañu jëmuwaay est-ce que maag moom bokk nañu xalaat est-ce que maag moom bokk nañ lu ñuy analyser est-ce que maag moom bokk nañu aada est-ce que maag moom bokk nañ ay ngëm-ngëm bon boo xoolee peut-être en 100% mën na jafe mais peut-être lu gën a bëri nga gis ni mën nañoo ànd ci lii ngeen doog a ànd loolu moo indi xitba bi moo tax l'islam da ciy taxaw bu baax moo tax mu bëgg nga xool yonent saa salaam am na ñoo xam dañ doon dem waa màkk yi mooy almuhaajiroona di labat jigéenu ansaar yi mu ne xool leen bu baax parce que jigéenu ansaar yi seen bët yi dafa am lu ci ne pourquoi pour ëllëgee bu ngeen takkee bu ngeen dem ne xooluma ko woon gisuma ko woon loolu mën a jur benn loo xam ne dafay wàññi sa mbëggeel ci moom fase l'islam diine bu mat la li may wax ñi am niveau tuuti ci l'islam xam nañ ko dafa am étude bu ñu koy def ci sociologie am nañu tuddee istiqra tam am lu ñu tuddee istiqra naaqis istiqra mooy lan mooy fase am na comme ni ñu ko wax sociologie ci l'islam mooy dañuy jàngat mbir mi
am na bu mat bi mooy lan mooy ñu jàng ko ci société bi yëpp mooy Sénégal yëpp gis ni fii Dakar lii la Kosi lii la Ziguinchor lii la Ndar lii la wala lan la léegi bu boobaa boo dajalee loolu yëpp léegi fooy jël atte ca loola da ngay wax ni def nañ étude boo xam ne bu complet la bu mat la parce que istiqra tam la bu fekkee ne nag da nga yem Dakar bu boobaa dañuy wax ni non li nga bëgg a wax duñ ci jël atte mooy comme li muy wax nii ñu ne divorce yi dafa bëri parce que taux de divorce bi Dakar la gën a bëri ñu ne bëri na fekk ko boo doon gam-gamle Dakar ak Sénégal taux de divorce bi tolluwul fi ñu koy waxee bu boobaa dañ koy tuddee istiqra naqis mooy jàngat boo xam ne dafa manqué matul bu boobaa dinañ gën a continuer li nga xam ne moo nekk études yi ñooñu jàng usul ci xam nañ li may wax kon bu fekkente ne tey ci wàllu sëy xam nga ñun en général ci wàllu labat waxtaan bi ñu war a waxtaan man nii laay dundee lii laa am lii laay liggéey sama revenu lii la maa ngi ak samay wayjur da nga war a nekk ak ñoom da nga war a def nangam man tamit nii la maa ngi ak samay wayjur dinaa liggéey mais li may am aussi samay wayjur laa ciy def maanaam waxtaan yooyu du am. ngeen baal ma je t'aime je t'adore je t'estime je t'ai nostalgique. voilà wax yu neex yooyu nga xam ni. léeg-léeg da nga koy kii di voilà di say. après léegi bu jeexee je t'aime je t'adore je t'ai nostalgique après léegi loolu ay wax la ñu ngi imaginer léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ne ñu ngi ci biir couple bi wax yu neex yooyu léeg-léeg du ñëw voilà léeg-léeg voilà da koy manqué léeg-léeg lan la ani añ bi ani reer bi li nga waroon def defuloo ko wax yu commencé dëgër léegi loolu nga xamante ni moom jigéen day bëggee nopp loolu la étude yi joxe ci l'islam jigéen li muy bëggee mooy tu es belle tu es jolie tu as toutes les qualités bu ma la gisul naan voilà gis nga même bu amul sax day kontaan léeg-léeg ñu ne bu dee ay nax sax neex na góor mooy bëgge bët dafa njool dafa yaatu dafa ubbeeku dafa gàtt man façon jigéen bi moo ma neex mais jigéen nopp lay bëgge léegi nag ñàkk xam loolu si wàllu sëy léeg-léeg mën na indi commencement bi neex moo tax li bii dama wax 5 ans mais day neex nañ dem fast food nañ dem restaurant nañ dem mais bu ñu toogee nag réalité yi defal nangam ak nangam léegi loolu amatul mu dëgër loolu bokk na ci li indi problème donc gis nga l'islam du benn diine boo xam ne diine bu wow la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy suñu yoneen dañuy wax ne da doon jàpp ba pare ñëw fóon Aïcha borom xam-xam yi di werante ndax ku jàpp ba pare fóon soxnaam dina yàq njàppam wala du ko yàq mais loolu mbiru nite la léeg-léeg mu toog ak Aïcha ne ko est-ce que tu sais que je t'aime yaa Aïcha loolu mooy lan pour jàngal ñu léegi nag yooyu maanaam presque vie de couple bi li ci indi problème ñaare si jàngat sooy xool par rapport ak l'islam ca labat ga gis nga ni mën ngeen dem pour waxtaan googale gis nañ ni mën nañoo ànd parce que wolof moo tax muy wax ni ngoro bu tas l'islam ngoro bu tas moo ko gënal sëy bu tas voilà mooy waxtaan nañu gis nañ ni mënuñoo dem ñu arrêté on arrête comme ni ñu koy faral waxee dama doon waxtaan ak ay xale yu jigéen ñu ne ma oustaz léegi xale yu góor yi boo waxee ñoom dañuy wax on essaie man léegi ngeen d'accord si on essaie mu yaa léegi nag boo demee ba ci biir après nga ne on arrête parce que mënuñoo dem alhamdulilah tabarakallah kon am na solo balaa ñuy jàll man dama gis leen rek loo xam ne am na solo trop ñu war ko mën a téye ci li ngeen jot a wax mooy ni kon ndekete amul benn jafe-jafe bu am wala weddante bu am diggante l'islam li mu jàngale ak am xam-xam bu mel ni sociologie boo xam ni moo lay jox nooy xamee yëf yi ba mën ci indi àtte l'islam parce que léeg-léeg ngeen gis ne day mel na yéen saay mu am koo xam ni dafa am xam-xam lu ñuy wax science tey ji comme sociologue bi wala biologie wala médecine wala beneen xam-xam muy wax dara te jàpp ne yoonu l'islam nekku ci wala tam nga gis benn oustaz benn imam ku mel ni man boo xamul luy médecine xamul luy sociologie ba pare daal ne xam-xam yooyu du dara yëfu tubaab yi la islam soxlaw ko kon dafa mel ne yéen leeralal ngeen dimbale ngeen nit ñi ci ne islam ni muy doxee kon day soxla xam-xam bu xóot te sociologue kon xam-xam boobu ñu ñuy jox pour ñu mën a xam phénomène bi lan la dañ koy soxla tabarakallah kon dinañ ko gën a càmbar ci waxtaan bi di ñëw. Sara. tabarakallah kon léegi nag dañ koy sara gën a sara waxtaan bi mooy ni maa ngi tàmbalee ci docteur Céliba lan nga jàpp ne ci gëstu yi nga def sa say jàngat ci say li nga jot a liir yëpp bu ñu waxee Sénégal en général lan mooy sabab yi nga xam ni moo gën a am solo parce que sabab yi mën naa bari mais du xaj ci waxtaan bi mais yow sabab yi nga xam ni moo gën a am solo
ci li nga xam ni mooy indi sëy bu tas ci Sénégal lan nga ñu ci mën a tëggal. jërëjëf imam ba imam Zakaria doon wax maa ngi naan cey bu ñëpp doon dox comme diine lu mu ko santaane defe naa ne tas dina am de mais du bëri parce que dafa mel ne ñàkk compréhension dafa am te benn ponc mooy ñàkk yàpp ñàkk préparé wañ dentente mooy ñaar ñi ku góor ki ak ku jigéen ki. kon pour yow loolu mooy première cause déjà mooy manque de préparation ñaar ñi war a sëy. benn ci cause yi. parce que cause yi ci bëree niveau yëpp am na yoo xam ne dañoo tar. ñàkk préparé parce que man dama ne avant ngay dugg ci sëy jar na te loolu je pense que dinaa ci ñëw ci modèle bi dafa war a bokk ci politique bu ñu mettre en place politique de famille Sénégal amul politique famille. amul politique famille dafa mel ni loolu bu ñu defee politique famille day nekk action ci biir politique bi ñu ne léegi def ay orientation wala loi ku ci bëgg a sëy il faut mu jël 1 mois wala 2 mois ñuy dem am rendez-vous ci imam bi mu leen di wax responsabilité sëy yi lan la ñuy xaar ci ku góor kii lan la ñuy xaar lan la lislaam wax ku jigéen kii ay orientation ñu tabax leen di leen accompagner pendant 2 à 3 mois balaa ñuy dugg ci sëy defe naa ne loolu préparation boobu parce que léegi dañoo toll foo xam ne bu njëkk ba ku jigéen ki moom ba léegi mais bëreetul noonu bàjjan yi dinañu wax ak moom naan ko nii ngay doxalee mais ba léegi dina des parce que foofu njoge bi la ñuy gën a jiital oyofal ko mbaxane del dafa nii jongeel dafa loolu lañ lay wax mais du sore ku góor ki nag moom kenn du ko préparé lu ci bëri ma gisee nii Dakar gii góor ki de duñu waxtaan ak moom lu ci bëri ku jigéen ki la ñuy gën a waxtaaneel naan ko nii ngay doxee te yow boo ñëwee nga gis ku jigéen ki nga ne ko da nga war a oyof kon baxane nga am ko góor koo xam ne dafa diis gann orgueilleux diis loo ko wax mu fuññi mais sëy bi du mën a dem sëy ñaara ko téye loo tabax kenn ki ku jigéen ki am na ñoo xam ne dañ jigéen dañ naan dañoo muy ba dee mais mënul dem parce que affaire yi du nekk ci benn loxo nit kese affaire yi ñaara ko sekk donc lu ñuy préparer ku jigéen ko noonu la ñu war a préparer ku góor ki sànq maa ngi doon wax aspect économique bi maa ngi doon wax également décision bi léegi ci ku góor ki ak ku jigéen ñooy jël décision marié bu demee ba mënatul nekk ñoom ñooy dellusiwaat jël décision bi wane loo xam ne également mënut a nekk parce que ñu bëri doxaan gi moom fast food yeeg restaurant yi lañ lay tàmmal nga dugg ba ci biir ñu changé donc toog wax lu mu mën ak lu mu mënul ngeen xam ne projet bi lii la je pense que ne waxante dëgg dafa war a am ci njëlbeen ba balaa ngeen di dugg waaw loolu tamit ci ponc yu ñuy faral di gis. d'accord dinañ ci dellu si noté naa que ni wax nga ni manque de préparation du ñu waajal ku góor ki ak ku jigéen ki te comme léegi dañuy dox daje bu ñu leen waajalul day gën a xaw a doy waar wax nga tam affaire côté koom bi côté économie bi xam naa loolu dañ ko gën a càmbar lan nga ci jublu dëgg ak wàllu décision bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo koy séq amuñu ñeneen ñoo xam ni mën nañ dellu ci ñoom ak tamit ñàkk waxante nu mbir yi tëddee balaa ngeen ñu dugg ci sëy bi te wax ci dëgg loolu jot nga ko tudd du ñàkk Birane ak Zakaria dinañ ci dellu si mais balaa boobu dafa am koo xam ni waa ji doy waar la xam naa mi may dégg nii Sala Bigué communicateur traditionnel la moom waa ji doy waar la ndax dafa xam société bi ba nga xam ni dafa yéeme léegi ma nekkoon vraiment na dugg ci biir émission bi pour tam mu joxe ci xalaatam léegi Sala Bigué maa ngi lay nuyu yaa ngi ci ligne bi. Imaam maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi lay fay bu baax di rafetlu seen plateau bi. tabaarakallah léegi Sala Bigué maa ngi lay gërëm di la sant ci li nga jël ci sa temps pour dugg ci émission bi te bi ma la koy wax sax presque xaw na xat nga ne ma sama digganteeg yow lépp lu ma mën a participer dinaa ko def maa ngi li ci gërëm la ci sant bu baax a baax léegi ñu ngi waxtaanee kon mbiru divorce ni nga ko xamee yéen communicateur traditionnel yi da ngeen ni joññoon teg nit ñi di dem ci xew yi nit ñi di leen dénk seen bopp parce que da ngeen am kóllëre parce que du ngeen toroxal nit yooyu yëpp xam nañ ko ci yéen léegi nag kon yow nan nga jàngatee mbiru divorce yi sëy yi ñu naan dafay gaaw a tas bi dafa bari yow pour yow lan moo ko sabab nga tàmbalee foofu après boo ci paree dinañ la laaj tamit lan nga gis ne suñ ko defee mën na jubbanti yëf yi même bu lépp jubul tam xëy na lu ci gën a bari jub.
jërëjëf imam suñ koy tàmbalee mooy di leen nuyu bu baax di leen ndokkeel di ziar ñi nga bokkal plateau bi yëpp ak waxtaan bi rafet na ndaxte boobu léegi ñu ngi leen suivre di nuyu suñu jigéen bu baax boobu toog di wax nii divorce yi lu ko indi lu ci ba sama papa daf ma daan wax ni ma ngoro ñett la ngoro sa mbokkum baay ngoro sa mbokkum yaay ngoro sa mbokkum dëkkandoo mu la jikkoom neex wala ñaar ñoo xam ne dañoo daje ci mbedd mi ku nekk te say kilifa ngeen ngorowoo boobaa loo ci gis ba ko ci loo ci jur jëlal sa ngoro mbokkum baay sa baay dalay xamal ni kii kat sa mbokk la war nga koo jël war nga koo maye ñun naam ñu préparé la yow ku góor ki mooy li soxna si doon wax sànq góor dañ koy préparé sa baay moo lay woo xamal la ni kat majeur nga war ngaa jël soxna kii ngay jël kat nangam ak nangam ak nangam nga demee ak moom bu dee sa mbokkum baay bu dee dëkkandoo la boo xam ne da ngeen a yàgg ngeen dem ba jikkoom neex la sa baay ni la ah kii kat dëkkandoo la dëkkandoo kat am na lu ci lislaam wax dëkkandoo war na ñoo mën a dem ba yaakaar ni sax day doon na nga xam ni kat kii boo ko jëlee nii nga war a nekk moom nii nga war a nekk moom nii nga war a nekkee moom bu dee ngoro goo xam ne sa waajur wu jigéen la bokkal sa waajur wu jigéen woowu dina la wax kii ngay jël kat sama meen la ndax meen ak geño moo am boo ci duggee kat war ngaa nekkee moom nii war ngaa nekkee moom nii war ngaa nekkee moom nii sëy boobu ñaare bu ci mbir amee mbokk gi dañuy toog waxtaane ko defar ko waaye bu dee ñaar ñoo xam dañoo tase ci mbedd bi ngeen daje rek xëy na sax nga tëj say mbokk wala moom mu te ay mbokkam ñu tere leen ngeen jiital seen bëggeel dugg boobaa bu ngeen amee problème lijjanti ko du yomb parce que sëy dox daje lay dox waaye nag bu ñu ñëwee rek ci li nga xam ne mooy sëy li koy tas léeg-léeg jigéen góor dina labat ci jigéen du ko wax dëgg te ànd boo gis dëgg na ko lal ndax jigéen yaakaar rek la am te bu yaakaar di tasee yebel dugg loolu dina bokk na ci liy indi divorce léeg-léeg tamit jigéen dina dugg ci yow ngir benn matériel bu muy séen bu muy yaakaar matériel wala am mu dem ba ci biir gisul loolu mu indi tànki bukki loolu bokk na ci indi divorce léeg-léeg tamit ngoro mën naa gàtt ba jikko yi duñ ko xam du ngeen xamante ku nekk jikkoom liy point faible fooram ak faible am li muy bëgg ak li muy bañ ñu maye leen maye boo xam ne maye profité lay doon ñu dem ba ci biir ay jikko feeñ waaye nag lay tax loolu yëpp na di génn dafa am lu koy lal ci muy dëgg gis nga dëgg imaam bu jiitoo ci sëy day dëgër ndaxte dëgg mooy li nga xam ni rek mooy li suñu borom bëgg te loolu la doomu aadama war a comporté wu ak moroom doomu aadamaam damaa yaakaar daal divorce yi li ko indi la majeure partie li ko indi ñàkk wax dëgg gi ci biir te ngoro boo ko waxee soxna si moo ko gën looloo xam ne ko mu dem ba ci biir gisul loolu ah soo waxee mu dañ kat ki la war a wekk dootu la wekk danaan kii kat comme day wax muy dañ matuma kilifa boobaa nag tànki bu ki la commencé génn mbóot yu bari di feeñ nangam lu ne am góor yi tamit nee nañ la ku takk pànk di nga xuloo ku takk doxkat fiir ku takk pànk xuloo ku takk doxkat fiir léeg-léeg nga takk jigéen joo xam ne kat boo nee benn mun la 200 dina war a léeg-léeg histoire am nga dóor wala nga saaga mbañal daal di dugg koo dóor mu bañ la léeg-léeg nga takk koo xam ne tamit doxkat la fiiraa ngi dugg fiiraa nga nag néeg la ñëpp ciy fanaan waaye nag baa doo laa ci biddanti kon yooyu yëpp buñ ko dee xool bokk na ci nga xam ne ñooy tas sëy yi kon encore une fois rek sëy balaa ñu koo takk ñaar ñi nañu bëggante d'abord parce que mbëggeel mooy base bi mbëggeel gi nag la koy lay taay téye ko bu mu dëgër muy waxante dëgg yaakaar naa daal bokk na ci li nga xam ne daal imaam moom mooy li nga xam ne daal moom la ñu yaakaar ni bokk na ci liy tax sëy yi. tabaarakallah Salla Bigué foog naa ñiy déglu ñun ñii ci plateau bi ak ñiy déglu ñëpp gis nañ ni ba ma waxee ni di nga ci wax lu am solo xamoon naa lu tax ma wax ko parce que wax nga lu leer te lu tënku te luy wane ni xam nga bu baax jëkkër ak jabar fi ñu toll fii ci Sénégal balaa ma lay libéré rek ma am benn laaj bu ma la laaj mooy léegi lan nga jàpp ne
moom la ñu war a def pour dimbali surtout xale yi nga xam ni fi mu nekk nii ñu ngi waaj a dugg ci sëy wala ñu nekk ci sëy rawatina buñ tollee ci crise foofu sax laa gën a bëgg nga ñëw fa mooy ñaar ñi am na lu xew daal lu mën a doon moo xam ñàkk préparation la woon moo xam ku doon calculer matériel te gisoo ko moo xam leneen mais buñ demee ba crise dugg nga xam ne ñu ngi commencé waxante lu ñaaw di merante di boddante léegi Sall Bigué foofu laa bëgg nga ñëwal ma ci sa dernière intervention bu ñu tollee foofu lan ngay digal ñaar ñooñu pour ñu mën koo gérer ba loolu lu mu metti metti mën nañ ci génn ba pare sëy bi gën a dëgër te am na neneen lu ñuy defee foofu la sëy bi di yàqoo. alors imam waaw jërëjëf li nga xam ni nag moom mooy war a am toujours imam bu njëkk ba nag wax dëgg yàlla la woon a woon bu njëkk ba xale bu jigéen dañ ko daan muur mu dugg kër borom këram te bu demee kër borom këram boobu day wàcc ci kër gu mag fekk fa yaayam muy gorom fekk fa baayam muy gorom bu góor bu ñëwee sax yaay lay wax gorom bu jigéenam wax papa gorom bu góor bu duggee ci kër ga dafa apprentissage bu fa defee apprentissage yekk togg lu mu war a jigéen bi day jigéen ci kër mu def ko ba miin jikko yi ci kër gi kooku ëllëg jëkkëram bu jëmee ba wéet ak moom ci appartement kat am na loo xam ne jiitu na ci moom waaye nag léegi nag ñu baal ma xale yi dañ leen a muuratul ñu sëy parce que lu tax ñu daan wax muur dañ koy muur di ko yet da nga dégg ñaan seet ba da ñu ngi koy yet lañ koy yet mooy lan ay kàddu boo demee na nga mel nii da nga mel nii da nga mel nii da nga doxale nii da nga doxale nii léegi nag bu dee bu la takkee bu ngoonee sa jëkkëru appartement dugal la fa ñaari xale bu ñu wéetee ci kër bu jikko génnee xeex bu amee kuy àtte ndax dañoo tëju mën nañoo gaañante man daal li koy waral yaakaar naa sëy yi pour divorce bañ a amati wala boobu wàññeeku xale yi nañuy wàcc ci kër yu mag yi di mag ñi di ci jàpp ndax dañuy sëyu xale bu ñu bëggee mu dem mag ñee ciy jàpp ndax xale yi di wàcc ci kër gu mag donte 2 mois wala 3 mois lañ koy def stage xam lan mooy kër xam naka la ñuy gérer kër gis goroom ni muy comporté woo ak këram dina am lu mu fa jàng loo xam ni dina ne man nii kat sama goro bii du ma gën a gore parce que ku nekk da nga nañ la ñaanale yàlla nga am lu gën sa borom kër parce que nekk da ngaa am nag ñaan yàlla am doom joo xam ni kat mooy gën sa borom kër donte sa gërëm borom kër ku baax la waaye nag loolu il faut mag ñi daal di jàpp ci sëyu xale yi di defar di leen wax lu baax di leen xelal lu baax di leen digal nii la muy sëy ndax sëykat du lu ñuy fontoo du sëy dafa sacré dinaa dégg sax yéen arabisants yi ñu baal ma di ngeen dégg ñu ne am na benn hadis bu ne abridul halaali min allah talaq li gën a merloo yàlla te dagan mooy fase sëy dagan na fase dagan na waaye laata fase di am na lu war a am muy mag ñi ki la jiitu ci nekk moo la war a wax ni ngay toogee léegi nag dama yàlla baal mag ñi danoo yedd mag ñu jigéen ñi yeddatuñu seen doom yu jigéen mag ñu góor ñi tamit yeggatuñu seen doom yu góor kon donc société bi dafa feebar société bi ndax mu feebar kilifteef amatul parents yi daw nañ seen responsabilité xale yi nangootuñu kilifteef mooy waral lii am rek di am mais je crois bu ñu toogee comme nii ngeen def plateau bii ngeen def ñeneen di ko def feneen ñeneen di ko def feneen yaakaar na bu yàggee ba yàgg loolu dina saafara société bi bu ko defee divorce dina wàññeeku imam tabarakallah Sall Bigué maa ngi lay sant bu baax a baax te xam naa bu ñu la bàyyi waatoon encore dina am yeneen xam-xam yu am solo ay sagesse yu am solo yoo xam ni di ñu ko mën a indil waaye comme dañu war a jox cër tam ñi nekk ci plateau bi comme maa lay gërëm di la sant di la wax ni dinañ dajawaat incha allahu taala en tout cas ñaan naa ko yàlla ci yeneen jotaay yoo xam ne dañu gën a mën a baaxee sa xam-xam ak sa jaar-jaar jërëjëf jërëjëf Kanté jërëjëf kontaan nañ imam yàlla na yàlla dali jàmm ci réew mi jërëjëf Kanté jërëjëf tabarakallah kon docteur Céliba imam Biram Pouye Oustaz Zakaria ñun ñëpp ñoo déggandoo waxtaanu Sall Bigué foog naa li xale yi di wax léegi xorom la ci foog naa am na ci solo te it comme docteur Céli li mu wax ni société mooy nga jàngat société bi yëpp ñii dañoo am cër ci société bi dafa am lu bëri lu ñuy lijjanti souvent man bëgg nit ñi di wax ni géwél lii nangam ma ne attention ñoom dafa am rôle bu ñuy joué pour réguler société bi ci yu bëree bëri yoo xam ne suñ ko joué wuloon démb ak tey mu yàqu kon xëy na gën leen a jox place pour ñu indi xam-xam yu mel nii mën na ci am solo dégg ngeen je pense que li ma jot a tënk dégg ngeen li mu wax que ni xale yi nañ gën a jege mag ñi ak kilifa yi waaye tamit wax na mag ñi tamit nañ gën a jox jël seen cër ci encadré xale yi docteur am na loo wax sànq ci cause yi di nga amaat temps ñëwaat ci yeneen cause wala gën ko càmbar imam Biram cause yi yow tam ci yan wàll nga ci ñëw
très bien imam ñu ngi lay gërëm ak Sala Bigué ba dugg je pense que boo xoolee même thème bi ni nga ko lébalee itam notre modèle familial parce que ci Sénégal lañ nekk te bu nee Sénégal nag li mag ñi wax parce que boo xoolee Sénégal imam diine islam jiituwu fi christianisme jiituwu fi Sénégal ay ceddoo fi nekkoon am yu nu gëmoon amoon ay sëy yu fi nekkoon yu baaxu am na ñu bëri seen juddoo donc moo tax foog ñuy bàyyiloo xel que islam tamit dafa wax ni nit ki na delloo li nga xamante ni moom la gëm mooy li nga xamante ni mooy cosaanam parce que ki la gën a gëm boppam moo lay gën a mën a jaam yàlla Umar ibn Xataab noonu la meloon Umar ibn Xataab dafa gëmoon li nga xamante ni mooy arab gëm li nga xamante ni mooy boppam moo tax sax bindee woote ci islam nangu ko woon parce que dafa yàqu islam da doon ñëw pour foqati li seen maam gëmoon mais Umar bi mu gëmee al Faaruq dañ ko woowee parce que passeport ba la jël moo tax ki la ëpp li mu jàpp cosaanam bu gëmee moo lay ëpp lu muy ngëm-ngëm yenn yi nga xamante ni mooy cause yi nga xamante ni gis naa docteur wax yi ma ci jotoon jël léegi ci note rek man en tant que kuy seetlu ku nekk société yi maa ngi koy wax sama sœur sànq waa IAD dañu def benn étude Sénégal nañ nekk ñoom bi ñu seetloo ñu ne li ëpp ci sëy yi tas 80% jigéen ñi léegi ñooy demande divorce maanaam jigéen ñi xam nga bu jëkk ba loolu moo amoon bu jëkk ba ku góor moo doon fase may naa la sa baat léegi jigéen ñi ñoom ñooy ñaan ñu may leen baat ñoom ñooy forcé góor ñu may leen baat donc loolu garaaw la ak jigéen ni mu fonkee sëy bu demee ba bëgg ci génn kon jaratu ko loolu c'est très important parce que benn fànn la mais bi ñu xoolee tamit ci 5 ans yi waa IRD seen étude bi neen ci 5 ans yi chaque sëy mais attention imam Biram jigéen su ci bëggee génn da nga ne jigéen ni mu fonkee woon sëy waaw est-ce que noonu la ko fonkee ba tey benn ñaareel ba parce que sunu yaay yi sunu maam yi nañu fonkee woon sëy dafa am lu taxoon dafa am ay ngëm-ngëm c'est la ñu imam ah d'accord ma yóbbaale la comme ça ma deuxième bi nga yóbbaale ko beneen bi tam da nga ne su ci bëggee génn c'est que jaratu ko attention jaralatu ko waaw foofu laay ñëw ak est-ce que dëgg-dëgg jaru ko ndax xëy na muñ bi moo fa nekkul wala ah d'accord dama bëggoon ba ma bàyyoon ma egg la ah d'accord waaw vas-y mais am na solo li ngay wax parce que lu tax ma ne jaratu ko moom mooy jigéen bi dafa am bu ma ne jigéen bi nag du ñëpp parce que léegi dañu wax ni quand on fait le divorce da ngay gis léegi yenn jigéen ñi ñu def seen statut maanaam dans divorce validé loolu am na xam nga mariage la ñu doon wax ce qu'on appelle les mariages ak ñu société la nekk nga laaj ko saa may waxtaan ak sëñ Babacar bi mu nekkee ci kaw ma koy tooñ naa loo xam ci kii divorce bi mën na phénomène la li mu wax moom la ñu ko wax léegi jigéen ñi da ngay gis ñu naan la waa ana sa borom kër gi mu ne ko delloo naa koy mbokkam ça donc bu jigéen bu naan kooku elle est fière de information mu lay wax bu demaan bu jëkk ba mag ñi bu jigéen daan génn ci sëy dañ ko doon nëbb dañ ko siwal moo tax boo xoolee baat boo xamante ni sa daanaka kenn du ko wax ci média mooy baatu caga ba te ñu déggul wolof jàppe ko lu péjoratif bu jëkk ba mag ñi bu doon wax caga mooy jigéen bu doon sëy te sëyatul am dañ koy teel a wutal maanaam kenn day nekk ñaareel nit wala ñetteelu nit parce que bëgguñu woon muy flotté cause yi benn bi imam kon mooy ñàkk muñ bi nga xamante ni feeñ na ci ñaari way denteñ pourquoi xam nga bu fekkente ne ci njëlbeen waxtaanuñu li imam bu sànq mooy xitba boobu xam nga xitba mooy fiançailles nañ jël yonent saa sallam parce que comme si càmbar na nekk yonent saa sallam dafa bëggoon jël soxna Ummu Salama Ummu Salama nit ku baax la mais nekkoon mag ñaata jigéen ñu doon mébét yonent saa sallam nekk seen borom kër ñaata yonent saa sallam nekk ci penc ci di waxtaan benn jigéen ñëw taxaw di ko may naa sama bopp yéen imaam yi da ngeen gis sax ñi am yenn cëri sax jigéen da leen di kii da leen di sonnal parce que jigéen bu ne bëgg nga lu baax yooyu sax noonu la meloon yooyu sax sallam moo xool Umu Salama man de amaguma chance boobu xaw ma mais ay jigéen dina ñëw ci ñun ne ñu wutal wóolu naa la wutal ma borom ku baax voilà Umu Salama nag c'est le contraire Umu Salama yooyu saa sallam moo gis bëgg ko yooyu saa sallam moo bëgg Umu Salama Umu Salama nag dama am ay conditions donc mooy waxtaan mi ngi wax donc fekkente ne xam nga saa sallam normalement Umu Salama bu yéen saa ne dama la bëgg kooku maanaam doo sooy réfléchir premièrement mu nekk man màgget la dama am njaboot dama fiir dëgg bi ñuy wax bi xoolal dafa am dëggam daal wax na ko dëggam nii laa mel wax na ko boppam soxna si ma ko yéen saa sallam sama âge mooy lii dama am njaboot dama fiir yéen saa sallam léegi booy mag ma nit mag laa ni nga amee njaboot laa am njaboot dama am naa expérience bi yàlla mooy sàmm njaboot gi fiir gi nag fiir luy wàññeeku la environnement mooy wàññi fiir day am luy tax nit di fiir
maanaam lii tax nit di fiir mooy ñàkk xel mu dal góor mooy dalal xelu ndaw si ba fiir mi dem donc fiir situation la tu crées des situations pour situation bu déplacé wu donc kon Oumou Salama a créé des conditions pour yenn sax accepter mariage am kon lii mën nañu wax ni ci su ngeen ma may wax oustaz damay ragal nga ngàdd ma mais kon presque loolu fiançailles la woon daal ci taw fiançailles bi la woon diggante yeneen bi ak Oumou Salama parce que ñu ngi waxtaan te ci biir mooy waxtaan te loolu avant le mariage donc kon man dama d'accord si kon ñuy wax ni problème waxtaan bi loolu maanaam dafa am solo beneen bi imam itam mooy les masques tombent lan mooy les masques tombent xam nga saa war na daan dem fast food yooyu yëpp mais loolu ay masque la parce que Sénégal dëgg du dugg ci fast food du dund ci fast food d'accord kenn ku ne day am lu mu nëbb ndaw si am lu mu nëbb man man damay wax lu équilibré du ma ànd ak góor ñi ma ànd ak jigéen ñi damay wax rek li ma seetlu maanaam ku ne am loo nëbb ku góor gi balaa muy woon ndaw si am na as lëf lu nekk ci poche bi ndaw si balaa mooy nangoo waaj gis nga foog mu rafet ñaata la ay nit ñëw ñu takk sëy ba bu ndaw si nekkee ci waaji bu nu wéetee rek su commencé di dindi rek waaji commencé di tiit parce que elle n'est plus naturelle. Est-ce que kii laa doon génnal. Est-ce que kii laa waaw parce que xef non naturel. dama noonu gis bëgg dem ñuy wax ci télé bi benn émission càmb kii njaacaar di wax ci wàllu xeesal mais ñii xeex di wax xeesal c'est pas naturel pour man xeesal c'est pas naturel mais teg cheveux bu gudd tamit c'est pas naturel teg wéy yu gudd c'est pas naturel teg an c'est pas naturel mais góor ñi li nga doon imaam dafa am sax nee na góor day xool aspect physique góor ñi ñoo gëmloo ko jigéen ñi foog nga mel nii pour ñu mën la takk jigéen tamit nangu ko société bi accepté ko ñëpp di nax ku ne nax sa morom nga xamante ne sa yaay da lay nax yow ndaw si sa bàyyi nax la yow ko góor gi ngeen jël doomu jàmbur ay naxante du gudd fan donc les masques tombent loolu ci cause yi la benn bi nga xamante parce que mënu ma jël ko wax yëpp foofu mooy bàyyi imam benn bi mooy la polygamie day indi tas lu bëri ci Sénégal ak fépp ci àdduna pourquoi parce que dafa am ñoo xamante ni parewuñu pour bokk alors que yàlla moom moo dogal góor dañ koy bokk loolu islam dañuy wax waaw ci islam nga waaw maanaam góor dañ koy bokk jigéen ñi nanguwuñu bokk am nañ ci droit nag parce que bu la neexee nga bëgg bu la neexee nga bañ mais bu fekkente ne ki nanguwul bokk te ku góor ki moom bëgg maanaam xam nga wala naan la ku dul ay dañ lay maanaam ku dul ay loolu dañ léegi ay dal la ñoom GIE la ñoom Moussa Zakay daa xam nañ ci dara ku dul ay loolu léegi ay dal la moo tax góor célibataire dañuy wax ni mais loolu benn ay nit ñoo ko xalaat am na ñoom gëmuñu loolu am na ñoo xamante ni ñoom seen stabilité xalaatuñu am ñaari jabar moo tax yàlla créé condition kenn ku nekk pour man ki nga xamante ni benn jabar la am mu créé toutes les conditions pour benn jabaram boobu baax gën na def loolu ki nga xamante ni ñaar mooy équilibre na def loolu maanaam kenn ku nekk def la bonne lecture parce que yooyu saa sëram durant toute la vie de Khadija amoon benn soxna parce que Khadija avait créé les conditions pour yooyu saa sëram sant ko lan mooy dëgg loolu doguma la mais benn bi mooy je crois que est-ce que duñu def attention te loolu xam naa dinaa si ñëwaat ak docteur Siliba ci côté lien scientifique bi corrélation bi est-ce que am na est-ce que mën nañu wax ne polygamie cause la ci divorce automatiquement wala mën nañu wax ne bokk na ci li mën a indi divorce ñaar yooyu wute na parce que bu ñu nee polygamie cause la ci divorce rek ça veut dire que kon nañu bàyyi polygamie parce que day tax divorce am alors que soo nee mën na bokk ci facteur yi tax divorce am. loolu moom bokk facteur mooy cause. d'accord kon waaw danañ ci gën a ñëwaat. bokk facteur mooy cause beneen bi li nga wax sànq lan nga mujjee wax kii bu ma yitteeloon waaye boo wax nii. waaw continuer waaw. damay terminer parce que Oustaz Zakaria comme mooy sama sëriñ man maay taalib bi ëpp fit di wax ci kanam sëriñ bi Oustaz baa may nga ma ko rek débat la dañuy waxtaan débat la n'est-ce pas dama ne pourquoi ma ni parce que am nañu dama ne la yaay Khadija yooyu saa sallam boole ko ak kenn alors gis nga yaay Aïcha dafa fiiroon fiir ba ñëpp xam ko benn jour mu sa toog ci wet yooyu saa sallam di jàmbat Khadija mu génn àdduna bu nu suul ko mu koy jàmbat pour wane ne ma wadda waa raxam bi ñu doon wax maanaam il faut que itam ñu xam ni jigéen soo ko takkee dafa am ay base yàlla neen loolu ci wa min aayaati yi bokk na ci ay signam ay kéemtaanam n'est-ce pas mu dafa di nga xamante mooy ma waddat ak raxma moom mooy am yërmande ak am cofeel jigéen soo ko bëggee yërëm ko mënuloo ko toroxal yow saa su nee na ku maanaam ku teddandi rek ku teddandi rek moom mooy toroxal jigéen ki gën ci nit ñi mooy ki gën a mën a ormal jigéen moo tax yaa Aïcha dafa fii doon ba yeneen soxna yi xam ka
bu moo la saa bi mu feebaree ba nekk ci nga xamante ne mooy sukaraat jigéen dana accepté que yoon saa salaam xarit yaay Aïcha la gënoon bëgg moo tax yaay Aïcha même yéen seen ay dañ ko doon may moo tax si néew yaay Aïcha la génnoon donc mooy compréhension boobu di am mais loolu beneen société la boo xamante ni buñ xaw a sori suñu société donc bokk na ci cause yi maanaam boole ay soxna am na da ngay jigéen ñoo xam danaan la man soo takkee beneen jigéen damay dem sama yoon te loolu am na ci situation yoo xamante ni am na cause yëpp bëri na mais mënuñu wax cause yëpp. d'accord dinañ ci voilà dinañ ci ñëw benn par benn yi gën a am solo boog. Oustaz Zakaria yow tam lan ngay mottali ci wàllu cause yi. jërëjëf vraiment waxtaan bi neex na soxna si ubbi na ko Sall Bigué Biram mais man toujours damay wax ni sëy moom neex-neex bi moo war a gën a bëri naxar bi ak mettit bi léeg-léeg ñu ne nañu muñ mënul ñàkk parce que bëggante moo ko lal comme ni ñu ko waxee wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma xam nga cofeel fu mu am ki nga bëgg il faut nga jéem ko comprendre mën a jéggi ay njuumteem ak ay rëcc-rëccam ki nga bëgg il faut nga muñal ko ki nga bëgg il faut nga doylu ci moom si li mu lay jox wala sooy na ni nekkee ak moom ki nga bëgg lekk-lekk li positif mooy gën a fees sa bët que li nga xam ni dafa négatif kon kenn matul muy góor ak jigéen moo tax ma jàpp ni loolu dafa jar di bàyyi xel bu baax ñaareel bi mooy dëgg boobu ñuy wax pour continuer ma indi beneen xissa yonent bi sallallahu alayhi wasallam Faatumata bint Qays ñëw na pour wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam man dafa am ñetti góor ñu may wut si Usaama Abu Jahm ak Muawiya yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Muawiya dafa ñàkk gis nga mu ngi koy wax réalité lii boobu c'est ça lii mooy li am xam nga tey nit mën na bëgg benn jigéen mu xam la xam benn góor boo xam ne sa xarit la ñëw di la laaj léeg-léeg da nga naan bu ma ko waxee dëgg bi soo moytuwul kële bu ko xamee daf may mere parce que danaan voilà man maa ko xañ yoon saa sam xamal ko Muawiya ko ñàkk la mënu la yor Abu Jahm rajulun ci jëw non kooku du jëw parce que si sëy comme dafa nekk lu doy waar comme ni ñu koy waxtaanee ni l'islam dafa bëgg yow ki nga xamante ne moom ngay waxtaanal pour sëy ak moom moo xam ku jigéen ki la wala ku góor ki la ku jigéen ki am na sañ-sañu lu mu xamul moom ci ku góor ki te waxu ko mu laaj ñi gën a jege ku góor ki te bu boobaa day war ci ñoom pour ñu wax ko ku jigéen ki pour mu xam naka noonu aussi ku góor ki même chose pour lan pour balaa ñuy dugg ci biir sëy bi ñu dugg ak loo xamante ne leer na leen ñu mën a dugg ci biir gis nga l'islam ni mu yaatoo mooy li ma doon wax sànq dégg-dégg l'islam bi moo des si ñun lu baree bari ñaareel bi mooy Abu Jahm baal la boo xam ne du toog day tukki rek rajulun laa yadaw asaw an atiqihi wala boog day dóore ci beneen waxin sëyal ak Usaama parce que si wàllu qualité moo ëpp loolu léegi bon sooy xool bokk na ci tax ñaari aussi di cause si divorce yi mooy ñàkk waxtaan ñàkk communication parce que nit bokk dafa laaj ñuy waxtaan koo associer sa dund nga ne ko sama dund léegi man moomatuma ko yow tamit sa dund moomatoo ko maag yow dañoo bokk suñu dund kon ku nekk am na ci moroomam droit de regard am na ci moroomam pour ñu war a waxtaan xoolal ci li gën a tuuti ci sëy yàlla dafa wax nañu waxtaan te nu am consensus mooy feral fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima nee na même buñ demee ñaar ñi nga xam ne ñooy sëy ñu bëgg a nàmpal mais feral nañu d'accord ca nàmpal ga gannaaw bi ñu waxtaanee mooy consensus na am kon nañu waxtaan ba d'accord jigéen amul sañ-sañu tëb rek ne damay feral xale bi parce que sonn naa ci nàmpal bi góor gi amul sañ-sañu taxaw rek ne xale bi na fer tey parce que tollu na fii wala nangam mais nañu waxtaan ba am consensus anta radin min wa tashawurin bon bu fekkee ne yàlla daf ñuy wax ci sëy lu gën a nekk détail mooy nàmpalu xale bi mu nekk axam kooku day wane woon yi gën a rëy taxatul ñu wax yëpp dañ ko war a waxtaane góor yaa yore kàddu tekkiwul ni doo waxtaan ak sa soxna doo doy sa soxna yow yaay yore ki nga xam ne décision finale bi tekkiwul ni kii daf fi nekk rek comme benn waay boo xamante ne wala comme koo xam ne day dem ak a ñëw wala di togg ak kii ak yu mel noonu kon am na loo xam ne yéen a ko bokk da ngeen koy waxtaane kon ñàkk a waxtaane boobu bokk na ci cause yi nga xam ne léeg-léeg dina indi divorce parce que lëndëmante dafay am ci diggante bi beneen bi léeg-léeg am na yoo xam ne dañ koy tuddee sujet tabou mooy duñ ko laal mooy biir néeg léeg-léeg ku góor ki du am satisfaction ci soxnaam mais dafa am ay problème ci biir sëy yoo xam ne dafa nëbbu lu ñu tuddee machaakil xafiya am na yu fës mais am na yoo xam ne dafay nëbbu fii ba àdduna di tukki boo moytul kenn du wax lii la moom daal mënatumaa kii rek mais lan la
parce que dafa am yoo xam ne suñu société duñ ko bëgg a laal kon mën na am jigéen bi aussi moom ci boppam du am satisfaction ci borom këram léeg-léeg yooyu mën na jur ay problème ci biir sëy coow li dow ba mu indi li nga xamante ne moom moo nekk ak tàqaliko mais léeg-léeg aussi jigéen bi borom këram mën na ñàkk nekk ci dëkk bi tukki dafa ay at mu toog fii mu ngi koy dundee mu lekk mu ngi koy yónnee lekk mu ngi koy yónnee naan mu ngi nekk ci maanaam ci dundin boo xam ne da si lekk ak naan ak tëdduwaay ak fi mu nekk mais nag soxla na borom këram en tant que jëmmam léeg-léeg aussi loolu mën na indi ay jafe-jafe ci cause divorce am na koo xam ne du manqué dara mais loolu lay manqué day bëgg la kon ñii yenn la ci nga xamante ne mën nañ ko mottale ci cause yi nga xam ne léeg-léeg mu waral divorce benn fenn rek laa bëgg a mujjee Imam Kanté foofu mooy toujours l'islam li mu ñuy wax mooy démb ak barki démb bu leen ko fàtte bu dee tey am na problème nekkin ba wax waag dundin ba tey bu ngeen amee benn problème wala ñaari problème bu mu tax la ngeen nekkee woon démb ba tax tey ngeen nangu ànd ngeen fàtte loolu loolu mooy wala tansawul fadla baynakum léeg-léeg nag ngëneel bi amoon diggante yi léeg-léeg ñu xaw ko fàtte ngir maanaam xam nga benn sikk la ñaar sikk la ñetti sikk la ba juróomi sikk mën nga koo lim mais yu baax yeeg yu rafet yi mënoo koo lim parce que moo ëpp kon normalement da nga war a mën a supporter yi néew te nekk ay sikk ngir yu baax yi nga xam ne mën na koo mat tabarakallah kon ñoo ko déggandoo faram fàcce bi am na solo càmbar bi am na solo léegi dama bëgg ñu jox penc mi tamit seen cër ci waxtaan bi ñu dem taataan ak suñu reporter yi penc mi lu ñu xalaat ci mbiru divorce après ñu dellu si waat xalaatu penc mi. sëy yu tas yi danoo xaw bare waaw loolu moom c'est un constat moom. waaw wax nañ ko de nee nañ divorce yi dañuy yokk mais man mënu ma ne dafay yokk parce que awma chiffre buy tax ma ne divorce yi yokk na effectivement mais d'après li ñuy constaté lu gën a bëri gis nañ ne sëy yi dutul yàgg trop trop. bëri na lool yi am léegi sax dafa yéeme te mën naa wax ne dañ ko tegatut ci fenn ci yoon. emprise bi parents yi amoon ci seen doom xëy rek maye ko diw may naa la sa doomu di jaay diw loolu aussi amoon na te daan na dëgëral sëy te loolu amatul léegi. beneen facteur bi bu njëkk da nga daan sëy ci concession maanaam ci ay kër goro yoo xamante ne sa sëy du directement yow yaa koy gérer ay kilifa ñoo koy gérer de ce fait doo mën a xëy rek ne tey damay divorcer bala ngaa divorcer processus bu yàggalee doon du jógee sax ci yow loolu boobu emprise aussi amatul parce que léegi nit ñi da ngay sëy nga isolé wu dem ci sa appartement c'est normal ah parce que jamono xëj na moo ko laaj concession amatul na mu amee woon donc emprise bi parents yi amoon ci régler sëy aussi amul donc sëy bi ñu koy régler mooy ñiy sëy entre ñoom. fan lañ leen maye ca jàkka ja kon war na tey lu ñu am fit lu ñu yilif seen bopp balaa ñuy mën a am yenn problème ba di ko yóbbu fa ay tribunal ak police ani imam yi leen mayoon ana chef de quartier ani kilifa yi nit day am kilifa daal ñàkk kilifa la rek la yu ci bari nag ñàkk kilifa. ba nga nekkee sa kër ndey sa kër baay sax amoo fu woon la neex forcément donc sëy sacrifice la. ñu séntu ci ñu sóoraale ci aussi njaboot gi parce que ñun ay jàngalekat lañ gis nañ impact bi divorce di am ci scolarité xale yi daf leen di déstabiliser par conséquent nañ gën a seet suñu njaboot ci sëy yi parce que bu njëkk dañ daan wax naan jigéen buy sëy mooy yaa ngi jéggi ñàkk sa boutique laxasu ça veut dire que tu n'as plus les coudées franches pour xëy rek ne damay tax sama sëy ndax njaboot gi da ciy nekk nga leen di sóoraale sa yaay naan sama yaay sëykat la woon y a plein de paramètres yoo xam ne dañ ko war a convoqué waat pour suñu sëy yi gën a dëgër daal. yàlla daf laa boole nit ki dem ngeen ba amatu leen wala kenn ki ku góor ka moo doon uti amatut ay rikk nag ku jigéen ka na ko nangoo mu jël taar du wëy am du wëy te it nag am na yu ci bëri dañ koy nëbb ca ngoro ba xam nga ngoro dafa neex moom lu ne di nga ko gis ku góor ki bu fekkee du la wax dëgg bu yàggee rek dëgg day ñëw problème am ku jigéen ki tamit bu la nëbbee du la wax dëgg bu yàggee rek problème am. xale yi jigéen ñi laa ne muy sama njaboot di njabootu keneen àdduna dafa tourné dafa wëlbatiku su ma yeboon ne àdduna dafa def demi tour
na xale yi jigéen di tànn seen borom kër bu nu bàyyee tànn bi bu nu ko bàyyee góor ñi bu la xale bu góor seetsee mbaa ngeen daje waay loo gaaw gëstu ko xamal fu mu bokk xamul lu mu doon xamal lan la mën ak lan la tële nga natt ko seet ko balaa ngay joxe sa bopp parce que boo xasee ba laxasu moomatoo sa bopp parce que jigéen dëdd yi sax dañ koy maye ki ne maye nag amatul ay droit am dootul bare kon xale yu jigéen ñi solution bi ma am mooy na xale yu jigéen di def leen choix léegi. tabaarakallah lii tam lu am solo la ci sunu biir émission mooy ñu taataan xalaatu penc mi gis ngeen ñooñu ñu dégg ñuy wax ku nekk si ñoom wax na ak expérience am ak jaar-jaaram ci li mu jàpp ne mooy indi sëy yu tas yi joxe wàlle ci tam ni mu gisee ni suñ ko doxalee sëy yi mën na bañ a tas wala bokk yu ci bari du tas léegi balaa ñuy dem ci beneen jéego ci waxtaan bi nga xam ne dinañ jéem a xalaat tuuti saafara yi dama bëgg ñu ñëwaat encore ba tey ci causes yi parce que luñ koy gën a xam saafara bi di gën a mën a tolloo ak feebar bi ñu bëgg a faj te lu ñuy gën a réere causes yi saafara bi tamit du nekk saafara bi nga xam ni moom la ñuy mën a saafarawee li nga xam ne mooy causes yi alors dama am fii ay points yoo xam ne dama leen koy wax ku nekk ci yéen après ma jox la yow nga xool li ma wax nii est-ce que ay causes yoo xam ne la gis nga ni mooy gën a dëgër wala est-ce que am nga yoo ciy dindi wala est-ce que am nga yoo ci dolli alors benn cause bi nga xam ni moom laa jot waxtaan ko ak nit ñi bi may préparer émission bi ak yi ma ci jot a gëstu benn bi dañ ko wax défaut d'entretien maanaam dañu wax ne góor boo xam ni téyeetul njabootam na mu waree mais fii liñ ci gën a jublu mooy wàllu koom maanaam daal joxeetul dépense ci kër gi mu tuuti mu bari bàyyi na loxoom yenn saa yi sax da ngay dégg benn góor buy wax jigéen bi sax débrouille-toi seetal nooy def ba togg añ ba reer mais man bul ma tànqal nangam ak nangam loolu en tout cas kii ngeen bàyyi wàlle ci xel est-ce que jàpp ngeen ni ci cause yi la wala ay détails la yoo xam ne du vrai problème bi beneen tomb bi mooy les belles familles am na loo xam ne diggante directement la yow ak sa jabar ak yow am na loo xam ni goro yi ñoo koy indi ba mën na egg ba tas sëy am na yoo xam ne sax da ngay man comme ñun li ñu nekk imaam ni da ngay gis nit ku ñëw di wax ak yow bay jooy di la wan ni parent moo tas sëyam et que moom bëggul woon sëy bi tas mu nekk lu yéeme xam naa oustaz di nga ko noté waale après ñun dañ koy gis kaa yu mel noonu nga gis ku ñëw ni man bëgguma génn sëy bi mais sama yaay nee na ma soo génnul ci sëy bi ma bàyyi la ndax waa ju ñàkk fayda ji nga nekkal nangam ak nangam te yaay bu la waxee dara day diis ci yow ak yu mel noonu beneen tomb bi mooy li ñu wax ne sunu caada ak sunu lislaam la mu jàngale woon ci wàllu sëy lu ci bëri xamatuñ ko wala même buñ ko xamee itam jëfeetuñ ko bon après loolu tam ngeen jàngat ko est-ce que loolu kon tubaab yi ñoom seen culture ak ñoom liñ ñëwoon ci wàllu sëy moo gën a neex a jëfe wala dafa neex ci bànneexu bakkan ay mu mucc loolu tam ngeen jàngat ko beneen bi mooy le fait que ñu wax ne ñiy sëy léegi dañuy beru le fait que ñu nekk seen appartement surtout en ville mën na tax ñu sori mag ñi nga xam ne mënoon nañ di leen yedd te ñu aussi ruus leen lu ci bëri am na ci dëgg xëy na peut-être du lépp mooy dëgg xëy na du wér rek mooy tax divorce am mais nekk ak ay mag ñoom expérience ak ñoo xam ne ruus nga leen mën na tax nga mere sa soxna wala nga mere sa jëkkër am loo jomma def te fekkee yéen ñaar kese la nga def ko kon xëy na loolu tam daf ciy joué beneen bi wax nañ ko fiir dama koy boole aussi ak abus d'autorité parce que am na ñoo xam ne dañu wax ne góor le fait que islam jox ko kilifteef ci kër ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa oustaz dina ko noté loolu dafay tax góor bew wax ne lu ma neex def yàlla moom ma jox responsabilité yow ko jigéen ki da nga ma war a jaamu samay soxla maa yor sa caabi àjjana nangam ak nangam loolu tamit lu jara seet la ci biir cause yi nga boole ko ak jalousie fiir boo xam ni mën na nekk ci góor mën na nekk ci jigéen ak beneen bi insoumission de la femme am na ñoo xam dañuy wax ne li tax ñoom seen sëy mënatul dem te lu mel ni en général suñ ko waxee abus d'autorité bi en général suñ ko waxee jigéen moo koy wax sama waa ji dafa tàng trop du wax ak man du ma yëgal lu muy def su ma nee nii mu dal sama kaw ci sama kanamu doom la mu wax lii nangam nangam mais insoumission boobu moom par contre góor yi ñoo koy gën a kaas di wax ne amatuma baat
man am na benn bu ma demoon ci ay arrangement ñu ma bokkoon ci délégation pour benn arrangement mais waa ji bi ñu ko laajee lan mooy sa problème ak soxna si dafa ne ngeen baal ma ay kilifa ngeen amu leen jot léegi dama leen di tënkal rek problème bi ma am ñun ñëpp ñu ne nii mu daan ne benn problème laa am ak sama soxna ñun ñëpp ñu mu daan ne dama amatul baat ci kër gi après ñun ñëpp ñu toog di ko jàngat bon léegi beneen bi tamit lan mooy am baat ci kër lu jar a jàngat la beneen bi le travail de la femme am na góor yoo xam ne am nañ jafe-jafe ak seen jabar liggéey bon te loolu li imam Birame wax sànq c'est-à-dire que ci njëlbéen ba soit moom ci boppam mu ñëw ne ndaw si dinaa nangu boo duggee ci sëy bi nga continuer sa liggéey wala nga continuer sa jàng wala sax ma fayal la ndaw si dugg ci biir sëy bi ñu daw ba mu yàgg ndaw si commencé liggéey wala commencé bëgg a jàngi mën a koo toogal mën a ko boole kër gi loolu indi ay jafe-jafe am na yeneen góor yoo xam ne amuñu bopp problème ñu ngi koy gérer calcul matériel bi dañu wax ne am na jigéen yoo xam ne pour ñoom sëy ascension sociale la pour ñoom dañu jàpp ne dugg ci sëy mooy sa aajo yëpp faju ak sa aajo njaboot waa ji di la defal ba defal sa papa sa yaay tabaski bu jëndal leen kii man am naa ku ma xam koo xam ni problème bi mu amoon mooy que ni soxna si daf ko ni woon bon bi ñu sëyee ba tey mosoo jëndal sama papa ñetti abdu yu baax bon mais ba tey newu ko yow def nga ma dara xam nga yu mel noonu mais xëy na moom ci famille am ni ñu leen yare sa jëkkër bu la bëggee war na defal loolu sa baay xam nga kon du lu simple beneen bi polygamie bi wax ngeen ko mais comme ni ma ko waxee sànq tam ngeen jàngat ko est-ce que bon nit mën na am ñaari jabar ñetti jabar yor leen yor bu rafet comme tamit est-ce que am polygamie rek tax na divorce am wala daf ciy jouer facteur beneen tomb bi ma leen di joxal yéen seet après li ma leen wax ni ku nekk li nga gën a sensible li nga gën a gis ne dëgg-dëgg foofu la mbir mi nekk ngeen bàyyi ci xel lu mel ni des fois bu ñu jàppantee nga xam ni jàppante am na dañ dul am fu ñu dem wala ñu wax ak ñoom ba dimbali leen ci wàll boobu kon loolu tamit ñu bàyyi ci xel ak tam distance bi nga wax oustaz le fait que nit ki sori même buy yónnee sax mën na indi ay tolof-tolof voilà kon loolu ay wax la yu ñu taataanoon léegi ku nekk ma joxaat la parole nga wax ci cause yi lan nga jàpp ne vraiment mooy yi nga xam ni moo gën a am solo te yooyu la ñu war a saafara su ko defee li ci des mën nañ ko négocier docteur Céliba. jërëjëf imam dama jàpp ni la nga jot a wax lépp dafa am solo peut-être day dépendre ci contexte ba rek peut-être ci benn contexte kër bii moo gën a tar ka bële mais bu ñu jàppee ni loolu yëpp la lay jur divorce kon buñ ko xeeb loolu yëpp pour man ay cause yu important la te dañ ko war a saafara peut-être bu ñuy prioriser parce que am na ci cause yoo xam ne mën nañ koo regrouper ñoo xaw a bokk papa ak yaay donc mën nañu pour ñu saafara ko mën nañ leen regrouper pour parce que bu ma jëlee. léegi yow docteur. nit ki waaw léegi yow docteur ma léegi jëlal ma. waaw bon en tant que sociologue nii jëlal ma parce que comme dafa yaatu. jëlal ma lay côté jigéen ñi. waaw daal pour yow tey jigéen ñi lan mooy seen jafe-jafe ci sëy ba mën leen yóbbu ci ñu divorcé ba imam di wax ne delloo naa ko mbokkam lan moo war a sabab loolu. xam nga sànq junju nga ko. kuy jàng nga takk ko muy jàng. xam nga kuy jàng. jàng ba day jeex bu jeexee bëgg na liggéey. nga tere ko loolu tamit day indi ci ay cause divorce bi. muñ boobu soumission boobu am na góor yoo xam ne dañ naan kii dégglu ma. jigéen dafa war a muñ jigéen dafa war a lii. déjà kooku lu muy wax. déjà soumission ak kilifteef je pense que yooyu ci xub day war nañ ko dikk gën a leeral. parce que dafa am ci góor ñoo xam ne parce que am na jigéen ñoo xam ne loolu tamit mooy problème de. koo xam ne du wax ak kenn doo xam ci lu muy dox moom daal ay décision la bokk waxtaan amatul ci kër yi ci bëri de. kon oustaz noté ko est-ce que kilifteef ça veut dire que waroo waxtaan ak sa soxna. am na ñoo xam ne dañoo jël buum bi diisal ko góor ñoo xam ne diisal ko pour waxtaan di tàppanteeg sa jëkkër sa jabar sax ñàkk fayda la te alors que bu ñu delluwaatee si yonent bi peesal sur di je pense que ni. jàngal encore diine gi yonante bi lu mu doon doxee ak soxna yi il faut que ñu koy jàngale di ko waxee di ko wone parce que waxtaan bi lan la ci biir kër yi lu ci ëpp pour ku góor ki mën a nekk moom kilifte moom war a waxam warta bëri bu wàccee waaw soxna si na nga def waaw añ bi pare na naka xale yi waaw même foofu ndox foofu la ñuy yem yu ci bëri amul waxtaan
amul waxtaan bay reetaan loolu tamit war nañ ko. góor ñi dañu créer ambiance daal. ambiance bi waaw ambiance parce que dañuy jàpp ne ñoom ñooy kilifa gaynde la ci kër gi. waaw te buñ génnee ci mbedd mi say fekk muy xat tay ay jàmbur. voilà loolu tamit je pense que problème la famille aussi belle famille bi aussi problème la ñu si bëree aussi parce que sànq Sala Biga mi ngi wax ni ay waay jigéen ñi war a wàcc ci belle famille bi sëy après doog dem ci appartement. bu ñu ko doon def de am na 50% yi du ñu dellu ci appartement parce que foofu lay tasee parce que foofu tamit problème la. parce que ci belle famille aussi ay problème la. parce que ñàkk tamit comprendre kii ñëw fekk si leen nu ñu ko war a traité moom it nu mu leen war a traité loolu yëpp leerul kenn du ci waxtaan dañu war a toog waxtaan. am na ci famille yoo xam ne dañuy yaakaar ne yow rek boo ñëwee yow yaay jànq bi fii yow yaay def lépp léegi boo ko boolee war a jàngi école war a liggéeyi nan ngay def. boo nekkee sama classe gi dans le monde de la recherche war a si kër gu mag recherche amul heure yaa ngi tëju di liggéey di xalaat di bind gan ñee war a ñëw nga war a jeexal benn article boo war a envoyé ci ëllëg sa. ba pare nga war a sëy bi. war a sëy bi. ñu ne xool ko mi ngi ne day tëju rek kii siista daf mi ngi ma ngay tëju. xam nga tamit yu sew yi ñoo bëri yu sew yi ñoo bëri te duñu leeral lu bëri je pense que gën di waxtaan. gën di leeral. gën di préparer parce que lii yëpp aussi ñàkk préparation aussi am na ci cause bu mag la de bu mag a mag ñàkk préparation cause bu mag lu wàllum ci wàllum am ci wàllum kilifteef lan mooy kilifteef lan mooy responsabilité loolu dañ ko war di ko waxtaane di ko leen yëpp comme ay cours la war a doon bu ñuy demee daal ba nit ñi bëgg nañoo sëy nañ leen jël pendant 2-3 mois topp leen di waxtaan ak ñoom mu nekk ay cours mais des fois nga gis benn góor boo xam ne mu ne mais yii fi caaxal la man une semaine laa ko xam tagg ko te mi ngay bàkku tagg koo xam ne xamoo ko loolu tamit doy na waar tabarkalla docteur comme li ñu desee bëriwul te ñi am nañ foog ñu am benn commentaire avant ñuy jeexal émission bi léegi dama lay jox benn laaj aussi foofu nga tënkal ma foofu léegi comme cause yooyu ñu wax mais léegi yow je ne sais pas est-ce que am na ci seen biir médiation man mës nañu ma ko def loo mësuma ko def mais bi ma ko defee dama gisoon c'était très intéressant mais en tout cas bu crise bi nekkee fii quelle que soit cause bi mooy ñaar ñi fi mu nekk nii toll nañ foo xam ni nu ko wolof di waxee encore ñu ngi am na nu ñu koy waxee de boddante am na beneen terme sax tongo waaw kay tongo xam nga ñii de dañoo tongo fan yi am na kër yoo xam ne boo fa duggee xam ne dañoo tongo chaque fois dama koy wax sama gars yi sax ma ne ku mere si soxna bu lu éviter kenn sa kër parce que buy dugg di ko xam parce que difficilement ngay wax si soxna da nga ko mere te ngi indi ma ne ku mere bul invité ba affaire bi rek nga doon mais bu leen invité ba pare te fekk da ngeen mer kon lu mel noonu day am na soxna yoo xam ne tamit ñoom seen jikko mooy tax doo sawar dem ci sa kër xarit te fekk mu waa ji ku baax la mais soxna si ni muy mel mooy tax doo fa sawar dem par contre chaque fois da ngay bëgg a dajeeg waa ji feneen mais pas ci kër ga léegi kon yow ci médiation boobu léegi nag bu ñu demee ba toll foofu lan nga gis ne foofu mën na fa intervenir ci mën a defaraat sëy bi balaa muy yàqu. médiation boobu yoon da koy def yoon doo ñëw rek ñu tas sëy bi de yoon day yéexal affaire bi day def tout pour yéexal ko balaa muy tas ñoom dañuy jéem a en tout cas association des juristes sénégalaises ñoom ci loolu la ñuy dox boo lu ñëwee ñu ne waa dégg nañ ko ñu jéem a yéexal affaire yi xool médiation bu ñu xoolee nag ba ñaar ñii nag mënuñoo def ci la ñuy jéem a après tas sëy bi mais médiation day am loolu yoon sax moo ko wax il faut que médiation am ñu yéexal affaire bi mariage day gaaw mais tas du gaaw de da nga wàcc yéeg dugg génn balaa ñuy tas. tabarkalla Imam Birane dama lay bàyyi rek li ñu jot a waxtaan nii nga seet yow noo koy tënkee balaa ñuy tàggoo. balaa ñuy tàggoo comme càmbar di wax ñu jéem a laal un peu ci saafara aussi parce que c'est très important heureusement Imam jéem nga tënk maximum pour ñu xamaale causes yi. je pense que causes yi lu ñu koy gën a xam day tax ñu gën a xam lan moo ko waral mais bu ñu delloo gis nga il faut que te sama benn xarit moom ko bind léegi ci WhatsApp bi mun ma li ma yaakaar mooy cause bi principale bi. mooy ñàkk bi nañ ñàkk jàppee sëy jaamu yàlla. par défaut maanaam sëy dañ ko war a jàppee jaamu yàlla la alors jaamu yàlla bu xasee ba ñëw rek beneen motivation ngay am. parce que bu nee jigéen bu nekk ci biir sëyam bu julli juróomam mu sàmm pëyam sàmm alal jëkkëram dee moo ko tey dugg àjjana voilà c'est une motivation bi jigéen bi mën a am maanaam bu jigéen julli juróom ci biir këram n'est-ce pas sàmm boppam sàmm alal jëkkëram dee moo ko tey dugg àjjana
benn deuxièmement nan ñëw Sénégal balaa ñuy sore. bu julli juróomam nangam. sàmm alalu jëkkëram sàmm boppam dee moo ko teree dugg àjjana. est-ce que mën nga woor ko weeru koor mën woor weeru koor est-ce que mën nga ko gën a sara tuuti c'est-à-dire pour man problème bi mooy bu dul julli beeg woor beeg yooyu maanaam li ci des parce que da nga ne mooy jaamu yàlla lan say jaamu yàlla la nan lañ ko war a firi dëgg-dëgg. très bien xam nga lan mooy say jaamu yàlla. xam nga lan mooy say jaamu yàlla la. moom dama koy noté waale aussi. xam nga lan mooy say jaamu yàlla imam mooy parce que nit par défaut. dafa soxla source de motivation pour def ay action. waaw. boo xiifee sooy lekk day gën a am bànneex. waaw soo sonnee booy noppal day am bànneex. nit bu jàppee jaamu yàlla bu jàppee mbir mi jaamu yàlla la. lam cay mën a muñ lam cay def ci sacrifice du yem ak su ko jàppee benn mbir bu banal. d'accord. maanaam jigéen bi mu ne sëy bi ma dugg mën naa ci amee àjjana ku góor gi mu ne sëy bi ma dugg mën naa ci amee àjjana motivation dem àjjana boobu moo leen di jural beneen motivation pour yenn yu ndaw yëpp ñu mën ko gëmm. mooy dimension sacrée bi. mooy dimension sacrée bi nga xamante ne tey jii même bu dépense amul ci kër gi maanaam ñàkk dépense bi lu ndaw lay nekk par rapport ak sëy bi ni fas te liy confirmer loolu imam mooy le contraire mooy seytaane chaque jour bu dajalee péncam ku nekk loo def kenn ki muy gën a fonk ba dokkoo ko mooy ki fexe ba ay ñaari nit àndoon ñu tasaaru. waaw loolu xadis la. voilà maanaam seytaan day ku ne danaan lan nga def ku nekk naan lii laa def mu ne lii nga def mën na am waa ji mu tub mën na am lii la garaaw mu ne fexe naa ba ñaari nit tàqali ko rek seytaan daf koy dokkoo mu ne ko yow sama mbokk nga moo tax yàlla bëggul ay séparation. xoolal sëy pour jàppe jàmm yàlla mais na ñëw Sénégal soxna maam Jaaratullah n'est-ce pas. gis ngeen jaloore yi ñuy nettali ci moom ay modèle la. jàppal sàkket wii n'est-ce pas. ñu maanaam maanaam déggul ndigalu bàyyil sàkket wi muy taw ci kawam ngir xaar ndigalu borom kër gi mu Seexul Xadim ni ko bàyyil sàkket maanaam ndigal gi mu jàpp ci sëñ bi fonk gi mu fonk borom këram mais bi moo tax gis nga yu bëri yi am. mais Biram waaw foofu. sunu yaay soxna maam Jaara boo gisee mu def loolu daf ko jaral moo tax moom laa wax daf ko dafa séq ak ku ko jaral sax dafa wóolu sëriñ bi ba xam ne sëriñ bi foo taxu koo jóg et que lu mu ko sant ak tamit sëriñ bi lu mu ko ji te yooyu léegi est-ce que ñun góor ñi léegi nii ñun doy nañ suñu jabar yi ci wàllu modèle ba tey suñu leen waxee dara ñu nangul ñu ko ak tamit sëriñ bi lu mu ko ji waaw voilà moom laa la bëgg maanaam damay ragal ñu xool rek jàpp sàkket bi nii daal waaw mais derrière jàpp sàkket bi maanaam benn mandarga la buy wone ba d'accord maanaam ma wadd ak raxma bi am indicateur la rek ba d'accord maanaam cër bi mu jox sëñ bi d'accord ba sàkketam woowu mu jàppe ko ak or bu mu ko dénk ak urs bu mu ko dénk waaw Biram ma dolli ci cër bi mu jox sëñ bi je suis très d'accord dama yaakaar ni tamit oustaz mën na ci conclusion mu waxaale ko dama yaakaar ni tamit sëriñ bi cër bi mu cërale yàlla ci boppam mooy tax ndaw si tam jox ko cër wala li ma la bëgg wax daal imaam bu bëggee noppalu mooy aspect jaamu yàlla bi ñaar ñooñu seqoon moo jur situation boobu maanaam sëy jaamu yàlla la pourquoi jaamu yàlla imaam boo xoolee soo soxna nga muñ nga am sarax la d'accord boo nga xool nga muñ nga sarax la te boo muñulee keneen c'est pas la même chose voilà li imaam wax sànq rapport sexuel c'est la même chose voilà c'est la même chose te rapport sexuel maanaam tuyaaba ngi am saxaaba yi xaw tiit parce que yéen islam nañu wax li Oustaz Zakaria mu ne misaan na nekk affaire foog mu leer j'ai beaucoup aimé ces termes yooyu maanaam ñu ne mu ne bu ngeen amee rapport sexuel yu baax da ngeen amee tuyaaba saxaaba yi xaw ni ko déet ñu ci am bànneex ba ci am tuyaaba mu ne est-ce que boo ko defoon fanaan da nga am bànneex mu ne waa mais da nga am bàkkaar kon nekk dagan mooy sëy xoolal Muaz ibn Jabal lu mu waxoon soxnaam ñu ne pourquoi yéen seen sëy du yëngatu mukk imam pourquoi seen sëy du yëngatu mukk dana jëloon benn sacerdoce mu nekk heure ba ma gisee ma mer mu wax soxnaam heure ba ma gisee ma mer yow sa objectif du jour mooy nga fexe ba ma reetaan et vice versa durant 7 ans mosoo dégg benn kàddu bu ñaaw bu déggante maanaam boo gisee kanam nga xaw ñagas mun sama jàmbaale tey da xolam neexul xool lan la gën a bëgg mu defa mais yaay Aïcha wax na ko yaay Aïcha daa war na xam diggante moo yéen saa sallam bu fekkente ne su ko meeree sax ban terme la koy woowee ak bu kontaanee ci moom mooy fem boobu ñu doon wax mais loolu fem c'est un résultat maanaam mawadda rahma ak respect moom mooy jur fem mais fem kenn du ko déparé tabaarkalla xam naa daanaka suñu thème yi jël yëpp nii waxtaan bu njëkk bi ñu ci def introduction
bu ci nekk jaaraat na def jar na saxaat 2-3 pour gën ko xóotal. léegi oustaz yow tam dégg nga li ñu wax yëpp fii léegi yow lan ngay joxe ci jàngale l'islam yi ci wàllu li ñu tënk ci cause yi ak saafara yi yow nan nga koy feeñale quelques minutes laa la may pour ñu mën a. d'accord gannaaw bi ma gërëmee mbokk yi ak seen wax yu rafet yi bon sama jàngat ci alquran day jëm toujours lu gën a bëri ci sëy pour téye ko alquran góor lay waxal. wa ashiruhunna bil maaruf nee na góor ñi àndale nag jigéen ñi ci njekk. maaruf ci njekk wax bu rafet. wax bu neex jëflante bu rafet bu neex mooy lépp loo xam ne njekk la rek. yéen góor ñi wa ashiruhunna la wax. waxal wa ashirnahum maanaam wax bi ci góor ñi la ko jëmale. yoonu saa salaam wax ñu xoolal yàlla dañu bëggaloo téye fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al fii khayran kasira maanaam soxna si bu fekkee ne am na loo bañ ci moom ci wàllu jikko mën na am li nga bañ yàlla def ci moom yiw bu baree bari kon mu ngi lay gën a encouragé pour li nga bañ ci moom wala neexu la bu mu tax nga bàyyi ko mais jéem ko téye yoonu saa salaam wax ñu laa yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha xuluqan radiya minha axar jullit bu góor bu mu bañ bu jigéen bi parce que jikko boo bañ ci moom am na beneen bu la neex ci moom neexuma ci lii mais am na leneen lu la neex moo tax nga takk ko booy xool alquran aussi lu muy wax fa imsaakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan téye leen ci njekk bu ngeen di bàyyi leen aussi si nu mu gën a rafetee fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf téye leen ci njekk wala ngeen taxali ko ñoom ci njekk kon sooy xool alquran lu gën a bëri buy wax sëy pour téye sëy góor lay adressé la nga xam ne moo nekk téye sëy boobu yoon saa sallam wax ñu rifqan bil xawaarir mooy def leen ndànk ci taas yi xaaruura mooy kaas mooy verre def leen ndànk yéen góor ñi ci verre yi verre dafa fragile verre dafa transparent verre dafa sensible verre gis nga lan lay niroog le verre mooy jigéen lay niroog le verre xam nga kaas boo ko téyee da nga koy téye ak sa ñaari loxo bañ a daanu bañ nga ko sax ba doo ko jox xale bu ndaw parce que da ngaan da koy toj da koy daaneel téye ko bu baax a baax te bu tojee pour nga defaraat ko mu mel ni mu mënoon a mel mënutul mel noonu mooy day am ay fissures yoo xamante ne mënutul rafet kon jigéen lu tuuti lay ñëw comme hadis bi nga xam ne moom la Biram wax léegi wala law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amatul mar'ata an tasjuda li zawjiha loolu pour soumission boobu mais ñaar ñi ànd boobu nga xam ne moom nañuy ànd esprit de dépassement boobu ñuy wax jéggale jëllale comprendre jigéen comprendre ko yoon saa salaam nee na si faar nañ ko bind faar fi gën a kawe mooy fi gën a dëng soo ko bëggee jubbanti ba mu jub xocc voilà dafay dama mooy lan mooy jigéen il faut mu am caprice surtout bu nekkee xale yàlla moo ko bindee naturellement dafa war a am caprice mais jigéen bu amul caprice sax du jigéen dafa war a am benn féminité te féminité boobu il faut mu am caprice même màgget sax day am caprice yow borom kër gi yaa war a xam caprice su jigéen mën ko gérer ca loolale moo tax yoon saa selma xamoon caprice Aïcha xam caprice ay soxnaam ak si biir kër gi ñu ne bu nekkee ak ñoom soxna si wax na lu am solo dañ ko war a wax jàngale xam nga man en tant que Zakaria sama jëmm nga ñëw sama kër Imam Kanté gis ma meroog sama soxna wala may wax yu diis du ma modèle du ma exemple bu ma jël comme modèle boo xam ne moom ngay xoolee l'islam ay texte la boo xam ne moom la ñuy jëfandikoo comme ni nga xam ne noonu la ko alquran yi ne yoon saa sallam indee ko noonu yoon saa dana nekk si biir këram di faw ak ay soxnaam di jëflanteeg ñoom di door daax ak ñoom di leen jàppale ci liggéey ba bu nodd jotee ñu ne dafa mel ni dootul nekkati moom di kii kon yàlla bi mu waxee wala rijaali alayhinna daraja ak rijalu qawwamuna ala nisa mooy ñaar bu ñuy ànd il faut mu am kenn ko jiite yàlla na nag man fii góor laa jox pour mu jiite mais tekkiwul ni góor googu di wax yoon saa dana wax na ay soxnaam yéen a ngi fàttaliku si al-Hudaybiya bi nga xam ne wax na sahaaba yi ne rendi leen seen gàtt yi parce que mënuñoo dugg màkk ñu ne ko mais waxuloon na woon yonent bi da nga waxoon dañuy dugg màkk dañuy dem wër kaaba gi mais kan moo ko génnee si situation yu jafe yooyu mooy ki ngay wax Ummu Salama ne ko mais yonent saa sallam lan la lu xew c'est ça voilà mu nga lan moo xew yonent bi mu ne ko non dama leen wax dégguñu pourquoi mu ne ko non yow génnal dem def loolu rek kon lan lay tekki mooy yonent saa sallam da doon waxtaan ak ay soxnaam confidentam la woon c'est ça loolu mooy li am kon sëy il faut que ñuy waxtaan il faut que yow mi yore kàddu gi tekkiwul ni waaw benn géño moo fi am maa koy takk xuural baat benn baat ñu ngi signalé am na benn affaire bu am Imam Kanté fa lay mujjee mooy islam dafa xóotan léegi nag danaa ñeme dugg ci yoo xam ne soo ko laaloon tey même am na ay oustaz yoo xam ne mën lañ la joxañ mais duñu ragal débat bi parce que dañu bëgg esprit mentalité yi changé am na loo xam ne dañ koy tabax ci aada du texte aada boobu ñu ko tabaxoon démb pendant un siècle wala 2 siècles wala 50 ans changé na mondialisation leneen ak leneen mais li ci aada la tabaxu woon bu boobaa atte bi day changé
parce que la taxoon mu tabaxu loolu deñ na leneen nañuy indiwaat lu gën a mën a méngoo ak moom lu bëree bëri lu ñu wax nag aada la li may wax xam naa ko bu baax te ñeme naa affronté képp ku mu mën a doon ci wàllu xam-xam. tabarakallah jazakumullah xeyran kon loolu c'est important kon daal fi mu nekk nii li ñuy tëjee waxtaan bi daal tënk rek lay doon mooy ne ndekete liggéeyu sociologue yi am na solo trop l'islam bëgg na ko warmal na ko parce que dañuy am ay jumtukaay yoo xam ni mooy mën a tax ñu xam feebar bi lan la ndax doo fekk benn ay alquran bu lay wax ni nii ngay xamee lu sabab divorce waaye bu ñu defee enquête teg ko ci sa loxo yow mi oustaz yow mi faqih war nga mën a ni kon feebar bi nii la demee léegi nag lan laay seeti ci biir l'islam lan laay seeti ci alquran ci hadis ci les principes du droit islamique pour mën a saafara feebar bi pour que sëy yi mën a baax parce que sëy yi su baaxee njaboot bi am solo tënku ba pare société bi baax kon maa ngi gërëm di sant docteur Céliba ci waxtaan bi di gërëm di sant imam Biram Pouy di gërëm di sant al ustaz imam Zakaria ak techniciens yi ak reporters yi ak ñi jàpp ci liggéey bi yëpp wasalaam kon jeudi prochain incha allahu taala. Càmbar si diine sur ITV.